salaamaaleykum téléspectateur Diaspora Vision ñoo ngi amaat mbégte tey di leen présenter seen beneen numéro bu seen émission grand place publique nag comme ni ngeen ko xamee damay am mbégte di ko présenter ma ànd ak sama xarit sama collaborateur El Hadj Kabo tey nag man ak El Hadj Kabo dañoo am nañ mbégte di dalal soxna soo xam ne si kenn du ko présenter fii ci diaspora bi rawatina fii ci Italie muy soxna Aby Diagne soxna Aby Diagne di ki nga xam ne moo fi teewal tey Khalifa Sall fii ci Italie muy taxawu Sénégal soxna Aby nekkoon na sax candidate bokk ci élection législative yi passé moom la coalition tabboon comme candidate moom donc mu nekkoon candidate malheureuse xam naa yooyu yëpp dinañ ci ñëwaat damay jox sama naatangoo mu dugg balaa ñuy jox invité bi. El Hadj na nga def. Malick mbégte la ñu am dellusiwaat fii toog faram-fàccee waxtaan tey ñu am mbégte nag dalal fii Aby di koo xam ne kenn ko présenté fii si Italie xam naa ni waxtaan bi dina neex lool. soxna Aby. waaw maa ngi leen di nuyu Malick. di nuyu Kabou. di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa fi fekk ñëpp. di nuyu ak ñi ma àndal. ñoom Grand Ndiaye Amadou Ndiaye Abdou Ndiaye ak ñoom Pape Tafa Seck. di nuyu ñëpp. di leen ziar. di wax ni yàlla nañ commencé ci bismillahi rahmaani rahim waxtaan bi. mu nekk njariñu ñun ñëpp. gis ci suñu bopp. di leen gërëm di leen sant. waaw soxna Aby El Hadj xanaa boobu ma tàmbale rek. waaw déet Malick dama koy bëgg a laaj fu mu nekk ñaari couleurs yi marron beige wala kat verte bala seen sol fu mu nekk moom laa bëgg xam ba pare balaa ñuy commencé waxtaan bi. waaw man nur naa la koy sol leen lu nur ak marron. marron man damay laajte rek amul marron non non kii. couleur daal leerul wala tey daal dafa am daal xibaar boo war a génn. jéem a jaaxal. waaw man daa nekk nag. waaw soxna Aby li ñuy commencé waxtaan bi rek dañuy dem directement ci sa leader sa mentor muy Khalifa Sall. nit ñu bëri ñu ngi doon séntu mu génn ci avril bi président jéggal ko génne ko mais gis nañ ne ba léegi mi ngi des prison ban commentaire nga ci. waaw Malick balaa ma wax ci loolu. ngeen may ma remercier. ñi nga xam ne yëpp ñoo bokkoon ci coalition Idy 2019. ndax parti d'opposition yëpp ñoo àndanoon ngemb le président Idrissa Seck pour mu nekkoon suñu candidat. yàlla def li mu def. kon ñi ngi remercier vraiment képp parti boo xam ne yaa ngi woon ci biir coalition doon ci liggéey rek. ñi ngi leen di remercier di leen féliciter di leen wax ni am nañu ndam am nañu mérite. di féliciter nag aussi particulièrement les khalifistes. ndax bi Khalifa Sall joxee ndigal. ni nañ dem jàppale ji le président Idrissa Seck. ñun ñëpp ku mu neex ak ku mu naqari da nga ànd ci ndigal boobu dem battre campagne def ko nag comme bu fekkoon ne Khalifa Sall moo nekk candidat. kon ñu ngi leen ciy gërëm ñoom ñëpp di leen encourager di leen féliciter di leen wax ne am nañu ndam di continuer rek liggéey bi di ñaan yàlla jàmm li ñuy bëggoon nit mbébét boobu yàlla yeggaleel ñu ko incha allah rabi ñu ngi jëm ci kanam. li ma ciy teg mooy Khalifa li nga ni dañ doon ñaan pour Macky Sall jéggal ko ci après élection présidentielle yi. ñuy wax ni du njéggal ndax ka ngay jéggal dafay fekk mu tooñ la. Khalifa Sall nag ku nekk kuy wax sa aqulaay taala Macky Sall moom ci boppam xam ne tooñu ko da koo jaay doole tëj ko ci kaso bi ndax ragal ko loolu mooy wax ji waaye nag ginnaaw jaay na ko doole ragal ko ndax defe woon na ne Khalifa Sall bu génnee nekk candidat bu ñàkk élection yi bu jàpp ko def ko ci kaso bi tey sax li ci gën a yéem mooy li ñu ñëpp di ñaaw dafa mel ne Khalifa Sall dafa nekk prisonnier exceptionnel te loolu dinaa ci ñëw li tax ma wax loolu kon moom mi nga xam ne moo ko jàpp tëj ko ci kaso bi ndax ragal ko moom mooy xool nan lay def ba génn ko ci kaso bi lu yàgg ba Khalifa Sall demandé ko demande de grâce du ko demandé tey du ko demandé suba léegi nag moom mi nga xam ne moo ko jàpp ci dooleem léegi dina ko bàyyi dina xool nu muy dafa bàyyi ko ci dooleem dans tous les cas fii ak 2022 yàggatul ndax li Khalifa wax leer na ñaanul grâce tey ñaanu ko suba day ñaan yàlla may ko kattan bu mu yeggalee penam ci jàmm ak salaam kon loolu muy mbégte ci ñun di fierté ci ñun ndax yaakaar nañ ni tey fi mu nekk nii dana metti ci moom ba dana saalit waaye mu ànd ak ngoram ak diineem toog fa mu toog te xam ni xëy na natt bu ko yàlla teg ci kawam la ñu daje ku nga xamit ne xëy na bokkuñu gëm-gëm ndax moom doole lay yaakaar ni lépp dina am waaye nag doole yàlla rek ko dul jeex ndax bis dina ñëw ñu teg la ci jat bu boobaa sa doole jeex kon ñuy wax ni moom mi nga xam ne moo ko jàpp na ko bàyyi Khalifa du ko demander grâce tey du ko demander grâce ëllëg moom moo xam heure bu ko neex ne na ko bàyyi mais dans tous les cas
2022 moom incha allahu rabbi Khalifa dina génn bu ci yàlla àndee du tee nag di continuer dérouler suñu programme la ñu nekkoon ba léegi duñ ci dellu ginnaaw. waaw Malick. man tey ma laaj abi fu mu nekk nii bu fekkee Khalifa Sall dafa ne moom waa PS la. PS la nekk. mais dafa am benn courant boo xam ne daf ko créé si biir parti bi. yow xalifiste nga wala kat PS nga fu mu nekk nii. waaw xam nga ñun boo dégloo suñu wax sax. dañuy taxaw Sénégal ak Khalifa Sall. ak Khalifa Sall kon ñun génnee seen bopp si PS. non ñun bokkuñu woon parti socialiste. ñun duñu ay militants parti socialiste. ñun dañoo jóg créer mouvement defal Khalifa Sall mu nekk suñu candidat. dëgg la Khalifa mi ngi milité parti socialiste. mais na nga xam ni tey ñi nekk ci mouvement bi mën naa ni 80% yi bari na ñoo xam ne mosuñoo milité parti socialiste. ñii dañoo milité woon parti socialiste jóge fa. ànd ak Khalifa Sall am na ñoo xam ne mosuñoo def benn politique. injustice bi ñuy def Khalifa Sall moo tax mu ànd ak moom mën naa ne 80% taxawu Sénégal bi jàppale Khalifa Sall tey duñu ay socialiste. donc ñun li ñu man mooy continuer suñu mouvement jàppale Khalifa Sall ñun ay xalifiste lañu. mais Abi nga yaakaar ne foofu amul benn incompréhension tuuti boo fekkee Khalifa Sall dafa ne man waa PS la. waaw PS la bokk fa laa ancré fa laa nekk. yéen ngeen ne da ngeen koy jàppale xanaa kay nit ki boo ko jàppale da nga jàpp si loo xam daal si la nekk aussi c'est un peu contradictoire xalifiste lañu mais bokkuñu PS. c'est pas un peu contradictoire. déedéet c'est pas contradictoire bul fàtte ni. mouvement bi Khalifa ci boppam. moo ko tuddee taxawu Sénégal. xam nga mën nga nekk ci parti. créer ay mouvement de soutien ci wet gi ay courant de pensée. non xam nga. non dama lay wax rek tey Ousmane Tanor Dieng mii. wóoruma ko ci wane bu baax sax parce que wax dëgg yàlla du loo xam ne ñun bokkuñu PS du suñu vision waaye la dafay loo xam ne lu passé la te léeg-léeg fàttali lu passé dafay am solo. bi muy nekk woon parti socialiste boobu mi ngi créé OTD Ousmane Travaille pour Diouf. boobu mouvement de soutien la woon. Ousmane Tanor Dieng wala Ousmane Travaille pour Diouf. Ousmane Travaille pour Diouf noonu mooy Ousmane Tanor Dieng. xam nga O bi mooy Ousmane. T bi mooy Tanor T bi non loolu kon da ngay dem laajte ñi da ngay laajte. dama lay booba la taxawal. OTD. te boobu mi ngi biir parti socialiste. ñu tuddee ko Ousmane Travaille pour Abdou Diouf. bi Khalifa Sall moom mi ngi biir parti socialiste. kooku moom la concerné wax dëgg yàlla ndax ba mu amee 14 ans ba léegi mu milité parti socialiste kon nit ki mënoo ko ni lii nga nekk da nga koy bàyyi. moom mooy dem ba seetal boppam nag jël ay responsabilité mais ñun li ñu ñor mooy suñu mouvement bi nga xam ne Khalifa da koo taxawal. mu njëkkee woon ko ci taxawu Dakar. tey mu dem ba taxawu Sénégal yëpp ñun ci loolu la ñu nekk ñun ay xalifiste lañu bokkuñu parti socialiste. est-ce que yéen doo leen ko digal Khalifa Sall génneel PS nga taxawal sa mbiru bopp. nga raxasu carrément moo gën. non ñun parce que teg tànk fii teg tànk politique amul sens aussi. non du question teg tànk fii teg tànk fee. Khalifa ci boppam moom bu ci génnee incha allahu rabbi moom mooy xool ci lan lay décider ci lan lay nekk. mais ñun li ñu gëm ñun mooy. nañu taxee woon tuddi suñu bopp taxawu Sénégal ak Khalifa Sall. ci loolu la ñu ànd ak Khalifa Sall. actuellement ñun xam nga luy suñu préoccupation fi mu nekk nii nan la ñuy def ba structurer. taxawu Sénégal soit dañ koy def un parti politique. wala ñu jéem a xool nan lañ koy structurer mouvement bi ba mu nekk loo xam ne lu légal la. damay ragal balaa parce que kuy naaw say donc di ruus. fa nga jëm sa ruur te Khalifa plus ñuy avancer dans le temps plus muy perdre ay membres foofu sax dinañ fi ñëw. abi yow El Hadj sànq da nga ko wax ne ko est-ce que du génn PDS. li gën a du génn PS. li gën a plausible kay. Tanor woo na leen ne leen kaay leen ñu bokkaat liggéey. la main tendue yow lan nga ci ban commentaire ngeen. non xam nga loolu moom wax dëgg yàlla ñun mënuñu cee xam nga ñem naa tendre la main mooy les ñay milité parti socialiste. ñoom ña nekk biir parti socialiste peut-être ñoom lay tendre la main. waaye ñun ñi nga xam ne bokkuñu parti socialiste moom kenn tendre ñu la main xam nga ñun fu nekk lan mooy suñu préoccupation. li ma la wax rek. nan la ñuy xool. ba Khalifa Sall situation mu nekk mu génn ci. ñu gën a élargir taxawu Sénégal bi ak Khalifa Sall. jéem ko préparer ci élection 2024 yi ñuy jëm ñun loolu la ñuy wax mais wax dëgg yàlla tendre la main loolu ñoom socialistes yi ñoom ñoo ko moom ñoom la concerné ñoom ñoo ci mais ñun moo xamuñu lu politiquement lu concerné Khalifa Sall concerné na la. waaw munoo bañ bët di naan ñaar instant yi yow en tant que Abi Diagne est-ce que gisoo ne Khalifa Sall mu dem PS sax récupérer reste ya fa des ak néew. moo ko gën a arrangé que moom mu ber yoonu bopp. waaw moo tax ma ne la. am na ci question boobu moom. Khalifa Sall moo ko mën a tontul boppam. moom mooy dem. xool ndax day dellu parti socialiste ndax moom génn woon parti socialiste. waaw moom mu sa génn parti socialiste. ma nga parti socialiste ba léegi. waaw mais bi dafa beroon yoonu boppam. non mais teewul ma nga woon ci biir parti socialiste. waaw loolu ma nga woon ci biir parti bi. teewul continuer di doxal activité ci mouvement bi.
mais gars yi daa xool mais nañ leen. ñan génn na c'est que Malick nit ñi dañuy xaw a contradictoire ñan ñii dañuy xaw a contradictoire dañu ne ñoom seen bopp génn ñu PS ñu ngi si biir PS fa la ñu ancré wu Ousmane Tanor Dieng tàllal leen loxo kaale ñu toog ensemble ñu liggéey ñu ne non bëggatuñu c'est que en fait on ne sait pas ce qu'ils veulent est-ce que dañaa bëgg a dugg wala dañaa bëgg a toog foofu sax xam naa moom dina fa rebondir mais Abi yow sànq yaa ngi wax ni ki bu Macky Sall bàyyi Khalifa Sall mais Khalifa Sall yow yaakaaroon ni ki daal lu mu def moo tax daal ñu téye ko parce que Khalifa Sall dañ kaa ji ni ki dafa luubal lu toll si xaalis 1,8 milliard et consort te moom miimu ko buñ ko waxee mu justifié wax na lu mu wax ñu ñëpp dégg nañ ko tey boo taxee ne Macky Sall moo ko jàpp alors que loolu lañ ko jàppee faute de gestion boobu est-ce que nekkul daal un peu da ngay xaw a tooñ le président Macky Sall foofu Abi yaa ñëw tamit. non man xam nga tooñu ma xam nga man tooñu ma Macky Sall tooñu ma ko musuma koo tooñ moom mooy tooñkat bu mag bi. moom président Macky Sall moom Macky Sall ci boppam. lu mu defati. kon nekkul justice xam nga waaye moom lii président du lu justice. du lu kenn xam c'est un problème politique. parce que Khalifa fa mu commencé am ay déboires ak ñoom mooy ba mu jëlee mairie de Dakar. ñëpp suivre nañu Mbaye Ndiaye wax ko en personne. Macky Sall moom ci boppam dem na France wax ko ci benn télévision France 24 la su ma juumul. nuy ci waa référendum bi que Khalifa Sall prenne ses responsabilités. donc loolu menace la woon. kon tey boo xoolee li indi lii lépp mooy bañ demee ci référendum bi Khalifa voté non. ca la problème yi commencé. ñu commencé ko indi problème ci mairie bi boo xoolee tey mairie bi lii Macky Sall di wax naa dañoo bëgg a seetal Dakar moom moo tilimal Dakar. lu tax. ndaxte li mu tilimale Dakar mooy Khalifa Sall dafa defoon en 2013 bu ngeen ko seetloo def na fi ci télévision Sen TV benn émission ñu invité ko fa mu nii Dakar encombrement bi fi am dina deñ saleté bi fi am dana deñ marché ambulant yi nekk ci kaw tali bi dina fi jóge dinañu dégager voie publique bi suñ ma voté suñ ma voté bu ma voté bay boobu mu yem sama mandat bi mu wóor ma ne kii fii ñëw moom duutu am bii problème réglé nañ loolu dëgg loolu moom courage mu doy loolu doyul de dafa jóg jëf ñëpp seen ko mu ànd ak policiers yi ànd ak ay cataplaram dugg nettoyer Dakar ba mu set ñu jël marchand ambulant yi commencé leen a recaser wutal leen fu ñu leen di recaser ñu di fa liggéey temps yooyu ku romb Dakar rek sa xol sedd na defaraat Dakar def fa ay feu rouge nit ñi di daw ci jàmm circulation bi macha allah ñëpp di dem Macky Sall daal di xëy un bon ju ñu commencé pavé dëkk bi ñu daal di bloqué yooyu marché yooyu mu def fi empreinte obligataire bi nga xamante ni nii tey place de l'indépendance war nañ ko defar ba mu am financement yi tout moom moo ko bloqué kon moom bu toogee naa daa bëgg Dakar set dafay Dakar waay moom Macky Sall ci boppam moo tilimal Dakar moo ko salteel président Macky Sall wala daal moom Macky Sall moom président Macky Sall jërëjëf moom ci boppam moo salteel Dakar pendant 7 ans mu bàyyi Dakar salte nii tey mu toog dafay set ci 5 ans nga bëgg naa danga mais su bàyyi woon maire yi ak seen i prérogative ñu di ci liggéey kon tey dépassé nañ situation ba ñuy wax Dakar dafa salte kon moom na assumer ay responsabilité xam ne moom moo tilimal Dakar su bàyyi woon maire yi liggéey nañ war a liggéey Khalifa Sall la mu war na liggéey mu liggéey kon duñu egsi ci situation Dakar bi loolu dama ko ci doon jàllale bi ci des may wax ci affaire parti socialiste Khalifa moom nee naa la moom mooy milité parti socialiste ñun milité wuñu parti socialiste amuñu carte parti socialiste vraiment problème parti socialiste ñun intéressé wuñu parce que duñ ci wax ndax loo bokkul boo ci waxee yaa ngi tooñ mais Khalifa moom mii day ji bili ji moom bu génnee dana xam bu fekkee ne day dem rejoindre parti socialiste ni léegi waa taxaw Sénégal mouvement bi ma taxawal léegi dama bëgg yéen ñëpp ngeen ñëw ñu ànd parti socialiste bu boobaa ñun lañ ca war a wax danañ ko ci wax ku nekk jël sa responsabilité. du dëgg mais fii ñu jàpp nii ñun appel boobu ñu wax ñun wax dëgg yàlla intéressé wuñu ña mu intéressé mooy ñooy milité parti socialiste nekkoon biir parti socialiste doon jàppale Khalifa Sall ci xeex bi mais da nga xam ni milité ci parti téewu la nga mën a am ci mouvement de soutien taxawal sa mouvement ñun nag suñu problème actuellement fii mouvement bi nan lañ koy gën a élargir taxawal ko xool faay yi ci nekk jéem ko redressé jéem a gën a samp Khalifa te nag maa ngi dégg léegi Malick nii am na ci ay laaf yu suux xawma dama la kuy naaw say donc de ruus ba nga jëm fa waaw ma ne lay xamal ni la tey li ñëw fas yéene adhéré ci Khalifa Sall moo ëpp li fi nekkoon te buñ demee ba ci kanam di ngeen ci teg seen bët te di ngeen ni c'est pas possible buñ gisee ñi gënoon fës amoon mbooloo wala doole liet naa yi ngay wax sax liet naa yi daw nañ nga xam ne vraiment bu mën naa la ci limal Banda Diop Bamba Fall moom kenn xamul fu mu féetee yàgg naa ko wax nee naa Bamba Fall moom naanu supp naanu ñeex kenn xamul fu mu nekk mais dama lay limal Banda Diop limal Moussa Sy limal le Ndoye la maire plateau bi dëgg la Aline Ndoye
ñooñu vraiment kenn mënu leen a miimal mbooloo kenn mënu leen a miimal ñu ànd ak Khalifa dès la première heure. waaw mais ñeneen ñi ngay wax moom xëy na kenn non xamu leen. non mais Abi au contraire dama ne la tey. Abi ba fàtte woo question bu ñu la laaj xaalis bi koppar bi yaa ngi koy. non loolu dama ci ñëw non loolu dama ci ñëw. boobu dafa yàgg loolu ak maa intéressé dinaa ci ñëw non tontu nga lépp nga bàyyi loolu dinaa ci ñëw loolu dama kooku dama ci sawar a tontu dama yaakaar loolu mooy soubassement bi sax. gis nga affaire te loolu dama ciy tontu. dama ciy tontu may ma wax balaa Malick di ma rëcc wala ma mujjee ci Malick. affaire xaalis bi non ma wax la ci affaire xaalis boobu ngay wax. bismillah 1 milliard 800 la Macky Sall ni moom lay toppee Khalifa Sall. waaw. Mame Mbaye Niang Prodac lu ñu koy toppee. déet waa xaaral dafa ndànk rek déglu rek damay ñëw ci loolu damay ñëw mais xam nga. non Khalifa xoola. 1 milliard 800 nga ni moom lay toppee Khalifa Sall. ci problème caisse d'avance caisse d'avance. waaw bu ñu waa caisse d'avance bi dafa naa ni loolu wax nañ ci waxati ci avocat yi wax nañ ci expliqué wu nañ devant le tribunal juste avocat yi nga xam ne ñoo war na défendre loolu. défendre nañ ko fa ñu ko war a défendre au niveau du tribunal. mais xam nga boo xoolee procès Khalifa Sall ni mu demee. da ngay xam ne lii du dara c'est un procès politique. du dara Macky Sall li doon objectif am mooy doon jàpp Khalifa Sall. Khalifa Sall moo jël wala jëlul. Khalifa Sall jëlul. 1 milliard 800 Khalifa Sall jëlu ko. Khalifa Sall jëlu ko démontré leen ko li jëlu ko. jëlu ko mais moom mii mu ko de. mais li mu wax lan la ñaata yoon la ko weddee. xam nga li mu wax dafa leer dafa ne preuve yu mu indi. xaalis bi mais. fii laa ko dugal naa ko si lii parce que noonu la mos a dem noonu la doon demee. kees gi. depuis avant Khalifa Sall dafa ñëw fekk ko fi. noonu la doon demee ay fonds politique la. da ko fay fekk. te na nga xam ni Khalifa avant muy laal xaalis boobu pendant 6 mois toog na di ko laaj ni xaalis bi nan lañ ko doon doxee ba Mamadou Diop daf ñëw dafa def ci témoignage. l'ancien maire de Dakar Pape Diop wax la même chose même ci boppam avant muy laal xaalis bi dama ne ba ci Sëñ Mansour Sy borom daara ji yàlla nañu yàlla yokk taaf ci leeram bi mu ko waxee da ko ne xaalis bi ginnaaw noonu lañ ko doon doxalee. mbirum politique moo ko tax a jóg di ci jàppale ay doomu aadama demal nga ko di ko doxale def fexeel ba mu doon sa poos te Khalifa noonu la ko doxale na mu ko daa doxale exactement te Macky Sall mi jaru na ci moom jaru na ci jabaram jaru na ci ay encadrement jaru nañ ci xaalis boobu faj nañ leen ci am na ci tey ministre d'état boo xamante ni du ma ndax sutura la dëggal nañ ko ci billet ba sonn mu dem France def ay jalisam dellu si te mi ngi fii bokk ci nguur gi te du wax mi ngi ci nguuru Macky Sall gi dama la bu dee caisse d'avance bi ñi ci ëpp ci jariñu Macky Sall ki mbokkam ñoo ci ëpp luñ ci jariñu moom xam na ko bu baax Macky Sall te bul fàtte ni Idriss Seck wax na ko. ay GIE la wax de non ay GIE la wax de dama ne tey dama ne la tabara la wax de dama ne la jaay café mu ne man gisuma laaju dama ne la doo demee ministre ci ministère yi tey am na ci yoo xamante ni nii dépense yoo xam ne boo ko waree génne mais munoo xaar parce que ñëpp xam nañu procédure administration dafa yeex mais noo mën a lijjanti xaalis doo dem lijjanti ko di ko dem lijjanti indi ko faj loolu ba pare am ministère yëpp am caisse d'avance ministère yëpp am boo seetloo temps yële ay éducation nationale DAGE bi wax na ko fi nee na am na yoo xamante ni tey bu ñëwee munoo toog di xaar procédure parce que administration dafa yéex il faut da ngay dem lijjanti fa ay facture la ñuy ñëw facture lañ mën a def pour déco sa xaalis pour génn ko mais du loo xam ne du faux la parce que administration moo leen ko permettre tey am na ñu nga xamante ni nii maire bi ñi ngi leen ci doon fay te pourtant état bi lañ doon liggéeyal lu mel ni en renseignement généraux yi mais ñooñu état bi ñoo leen doon fay lu mel ni gouvernance préfecture bu ñu musaa am problème d'essence wala dara mais maire bi mooy génn ci xaalis boobu jox leen ko parce que mënuñu xaar gouvernement bi procédure bi administration dafa yeex te amul benn traçabilité xam nañ ni loolu yàgg na ci maire yi yàgg na ministère yëpp ko am te amul benn dama ne traçabilité suñ ko defee ministère yi ñëpp la ñuy jàpp ministre yëpp la ñuy jàpp parce que caisse d'avance ma nga fa te même méthode ba lañ koy utiliser Malick fast track bokk loolu gàcce ngaram gàcce ngaram moom Macky Sall kooku dinañ ci wax gàcce ngaram nag dinañ wax fast track boobu mais dama ne la loo ci mën a dégg rek affaire Khalifa Sall moom ñëpp kuy wax sa aqulaay taala xam nga ni c'est un problème politique Macky Sall ragal na Khalifa Sall xam na ne su ko bàyyee dina ko gagné mu jàpp ko def ko ci kaso bi tey li gën a bon mooy li ñuy def tey Khalifa Sall rek nekk du moom rek moo nekk si 100 mètres mais tey lu ñu def le juge xaw ma ministre tailleur bi ñu ko tuddee sax Mansour nu mu tudd sax man tudd dama koy fàtte Ismaïla Madior Fall constitutionnaliste bi waaw moom lu ñu def tey dañu génn benn lettre Khalifa kese lañ ko defal ku ko bëgg a rendre visite léegi da ngay dem remplir demande bi yóbbu ko taxaw pourtant yeneen ni ñeneen ñi yaa ko wax sànq yaa ne Khalifa Sall n'est pas un prisonnier yow yaa ne prisonnier particulier waaw waaw mais bien sûr parce que prisonnier particulier situation particulière rek waaw mais loolu moom coow du jib waaw gis nga lii danañ ko faj ci nii wala ci nee grâce bëgg ngeen ko wala kat bëggu leen ñun ñaanuñu grâce xam nga kuy ñaan grâce da ngaa fekk ko dama ni ñun ñaanu grand bi buy ñëw day màgget dama ni na màgget mais Macky Sall ñaanuñu ko grâce tey ñaanuñu ko grâce suba ñaanuñu ko ginnaaw grâce ginnaaw suba ak am fu la Macky de moom ci boppam mayu leen ko moom it ñun soxlawuñu dara am
waaw lu mu am na ko téye. waaw loo wax ci seen gars yi. na ko def nag suñu gars yi bon. xam nga liet yan. borom doole mouvement boo gis ñum Banda Diop. xam nga dafa loo gis. am na départ bi ñu ci yéeg. wàcc ñeneen ñëw ñu bees ñëw. te dama lay wax ni ñi dem. wóor na yàlla billaahi man naa la ko waata ci alxuraan tey tegal la ko fii ni la. am na ñoo xam ne ñoo leen ëpp njëriñ ëpp man dàq leen a mobiliser ci wàllu politique Moussa Sy dama lay wax leen Moussa Sy il n'est jamais du parti socialiste. Moussa Sy. musul milité parti socialiste. non non xaaral dama lay wax rek. non mais moom dafa ànd na coalition ci maire au contraire moom moo war a sant yàlla ndax tey bu nekkee maire Parcelles Assainies c'est grâce à Khalifa Sall. ñoom ñoo dellawul naar bi xoromam. mais yow histoire Bamba Diop mi ngay wax. Bamba Diop mi ngay wax bu du woon Khalifa Sall tey. du nekk bi déjà ma nga ne ñu nga bloqué maire am. histoire pour histoire Khalifa Sall naka la njëkkee fal pour nekk maire. nan la ban bannière la njëkk a faloo pour nekk maire Dakar. ci Siggil Sénégal. Siggil Sénégal Siggil Sénégal. kon ci la nekkee maire njëkk a nekk maire. kan ñoo en 2009 ñoo ko may doole. mais boobu coalition Siggil Sénégal boobu AFP parti socialiste ki parti waa LD ñëpp ñu ngi woon ci biir. heureusement ba fàtte woo ko. non loolu du ma ko fàtte mais parti socialiste taxul wax taxawu Sénégal non mais xam nga loo gis am na lu ko jiitu. parce que présidentiel ñëw na fi gis naa dañ ko labal yu métti fële Grand Dakar. kan gisul sax pënd. kan mais présidentiel nga wax. waaw gisul sax pënd xam nga c'est normal parce que nit ki boo demee ci coalition. Khalifa tey ñu bari dañ ne Khalifa nekkul candidat ñoom ñooy seet ña leen neex ñu dem ànd te bul fàtte ni grand yi dafa am configuration boppam aussi xam nga élection yi dafay élection yu particulier am na ñoo xamante ni tey bu Khalifa Sall génnoon ci kaso bi xalaatu ñoo fetal keneen ku def Khalifa Sall mais comme Khalifa nekkul candidat ñoom dañuy dem seet ka leen neex ñu dem ànd ak moom loolu am na ci Cheikh Bakhoum non Cheikh Bakhoum ban yow tamit xam nga li ci kanam Macky Sall boobu dama ne xale bu ndaw boobu commencé jóg léegi li ci kanam directeur rawati bët dañu seetaan ñi ngi jëm ci ay élection locale waaw Abi El Hadj bàyyil foofu nag Abi ñu ñëwaat Italie dégg bu ko may ndam Malick non bàyyil foofu Malick xaalis bi leerul de Malick non xaalis bi dama ne la xaalis moom Macky Sall dama ne Macky Sall moom non Macky Sall moom bu bëggee lu mu jàpp am na ko ndax scandale yi gën a rëy ci Sénégal ci ay nitam lañ ci cité te ñoo ñëpp kenn tudd leen ñi ngi leen mi ngi leen moom moo ko waxal boppam de Macky Sall la ko waxal boppam kenn waxul moo ni am na dossier xam ne maa ci teg sama conco mais yooyu mu teg ci contaan dina ko musa teggi non mooy ko wax moom moo ko wax en tout cas Khalifa Sall moom Khalifa moom gàcce ngaa laama Khalifa moom basam gàcce ngaa laama képp kuy wax sa aqulaay taala xam nga ne Khalifa Sall du affaire xaalis tax Macky Sall topp ko da koo ragal moo tax mu jàpp ko def ko ci kaso fi nekk nii problème moom mooy nee na su ko bàyyee léegi dañ naa waaw élection yi taxal mu jàpp ko moom bu ko bàyyi bu ko bawul moo ci yem ñëpp xam nañ ni da des 5 ans ñetti at moom bëri na ci grand dama ne gis nga yàlla génération bees am na de xam nga Khalifa Sall yàlla defal na ko sutura boo xamante ni nii tey mën naa ni ñëpp sax dañu xam ni lii mbir yàlla mu ngi ci dugal loxoom Khalifa dëpp mu nekkee ci kaso ba léegi onkul te ñoom dañ doon yaakaar ne bu ñu ko tëjee Khalifa dana daw topp leen ci li ñu bëgg ñaata la fa Macky Sall yónnee ay ndaw pour Khalifa Sall ànd ak moom mu lànk non loolu Khalifa si toog fi mu nekk loolu Khalifa si ñoo koy wax Macky Sall yow yaay wax yeddi loolu yow yaay weddi loolu dégg naa mu ngi woote suuf di appel du pied dama ne la Macky Sall ne bàyyi leen foofu rek ba saa dama ne xoolal Khalifa Sall dama ne la Bamba Fall mu ngi fii mu ngi fële dégg naa daal wax na ba sonn fu mu nekk nii moom moo teg boobu xam nga man Khalifa Sall laay wax dama ne cooncay Khalifa Sall rek du moroomu Macky Sall ci politique ak ci lépp nag Khalifa gor la jullit la nit ku dëggalatu ko am ngëm-ngëm la ndax lii ko dal tey bu doon Macky Sall la dal ñetti fanu kaso bu ko fa daloon moom xaw ba du xaar sax nit moom mooy raam bi su ko yuuxu ci kaw ñëpp di ko dégg pour génn foofu kon bokkuñu bu leen boole ñoom ñaar dañuy ñaar ñoo xam ne bokkuñu bul boole mukk Khalifa Sall ak Macky Sall parce que dañuy ñaar nit yu bokkul xam nga lu leen boole les sant mais Macky dafa jëlul nag kese Macky dafa jëlul kay moo tax dama ne 2002 de moo fi déclaré lu kenn mus sa déclaré nga nekk 2002 ba 2008 nga déclaré fi 8 milliards Macky Sall fu mu mën a jëlee 8 milliards ñun loolu lañ bëgg mu wax ñu ko du lu mu donn du lu mu liggéey du lu mu donn du lu mu liggéey ñun ñii de wóor leen ni ñun ñi doon liggéey fii 2002 ba 2008 mënuñoo dajale 8 milliards yu mat te ñoo ko ëpp salaire fukki yoon ak juróom-ñett ëpp koy dépense demal na ba am problème mu fay location Souleymane Jules Diop mi koy défendre moo ko waxal boppam moom ci boppam wax na ko nee na Macky Sall fu mu mën a war a jëlee 8 milliards ba mën a tabax seen kër plus R+2 donc kon bu ñuy wër sàcc am na fu ñu mën a seeti sàcc yi ak ñi détourneurs yi xam nañ leen bu baax a baax te xam nañ seen bopp dañu xaar ba saay boola ay rek ngeen gën a kii preuve wala daal li daan na loolu kenn waxatu ko yow da ngaa defa ne Macky Sall lii mu def dana ko gis nga
wax sax baaxul nañ dox ñu dem rek. Abi Macky li ci kanam raw il est trop politique mën na waaw abi ñu ñëw Italie Macky politiqueul xam nga dafa yor loo xamante ni nii boo ko yoree boo seetu sa digganteeg yàlla lu la neex def ndax da ngaa yor doole yor police yor gendarmerie yor armée lu la neex def ku la neex maate maa ngi tënk laaj man daal xaalis bu li daal ku la neex maate xaalis moom ñun Amérique kenn dërëm hélas xaalis bi moom ñoom même réponse la ñuy joxe doon ñun rek xam nga mi ngi mel ni man ma jël ñu jàpp ma ne du man kese xam nga yow mën nga liggéey ci benn entreprise ñun jëluñu de mën ngay liggéey ci benn entreprise buy defar nen par exemple ñu ne ñu bind na bu kenn yóbbu nen këram léeg-léeg nga wàcc jël ay nen dugal fii dem benn jour nga def ko gars yi caméra yi jël la nga naan non man de daan ma ko def du woon man kese mais yow lañ du woon man kese terewul loi bi nekk loi ba léegi te ñoom ci foofu lañ toll abi déedéet tolluñu foofu de tolluñu foofu parce que caisse d'avance gi ni ko Khalifa doxalee loolu moo doon objectif am noonu la ko doxalee waaw ay amul lu mu ci def loo xamante lu wóor ak yoon la pourtant Macky Sall bi mu nekk premier ministre xamoon na caisse d'avance bi boobu Khalifa Sall mi ngi nekk maire de Dakar lu tax boobu waxu ci woon non boobu amagul doole. nekk premier ministre amoo doole. léegi la am doole te boobu mi ngi nekk premier ministre mi ngi nekk te bi mu nekkee président de la république bul fàtte ni 2012 la nekk président de la république. ba 2000 lan la commencé 2015 bi. 2017 bi. ci la yëkkati affaire Khalifa Sall 7 ans yi fi toog pourtant caisse d'avance mi ngi doon dox moom mu jariñu ci ay mbokkam jariñu ci. ay nitam jariñu ci lu tax boobu arrêté wu ko woon. waaw abi nañ avancé parce que ñu ngi dem ba ci ay élection présidentielle. abi nañ mu jàpp ko arrêté ko parce que da koo ragal du dara lu dul wax ji ndax Macky Sall moo ko waxal boppam nee na. lu dul woon am deuxième mandat dee moo ko gënal kon moom. bu ñàkkoon deuxième mandat dee moo ko gën a ndax du sedd ci moom moo ko waxal boppam kenn waxulu ko. te dafa naa ne dinañ ñëw ci affaire élection yi. dinañ ci ñëw ci élection yi sax laay bëgg a dugg man El Hadj avec votre permission mais Italie laay commencé. abi ñu gis ne seen coalition Idy 2019 gagné na Macky Sall fii président Macky Sall ñoom gagné nañ fii Macky Sall largement ñu gis na président Macky Sall gëj na gagné Italie quel est le problème. waaw politique am bu bon moo tax mu di ko gagné mu di ko ñàkk. bul fàttee ni Macky Sall ci référendum bi la commencé ñàkk Italie. référendum bi dafa ñëw ñu gagné ko. ñu jóge ci référendum ñu ñëw ci législative ñu gagné ko. ñu ñëw présidentielle ñu gagné ko. pour politique am bu bon moo tax chaque jour ñu te nag bii pas du Italie rek lañ ko gagné de diaspora bi yëpp lañ gagné Macky Sall. ci dama ni diaspora bu non. bu dee nga totalisé diaspora bi Macky Sall da koo ñàkk. fi ci ëpp solo muy France Italie ay Allemagne yooyu yëpp Macky Sall da koo ñàkk. Macky Sall fu mu gagné. waaw yow ban ci Afrique la de mais du fii mais dama ne la même suba buñ fi organisé woon ay élection même bu changé woon li fi nekk. moom ci boppam ñu demande ay élection ñu gagné Macky Sall parce que politique diaspora moo baaxul te kenn amatul ci moom confiance. moom tant que mu di fi nekk mu ñàkk ay élection. diaspora wala Italie. Italie ci boppam moom Macky Sall dutu ko gagné. Italie moom gis nañu moom dafa am coono fi dafa am problème fi. non dafa commencé xam nga bu njëkk Italie rek la woon la. xam nga référendum Italie rek la ñàkkoon. législative Italie rek la ñàkkoon. mais présidentielle France ku la ne woon Macky Sall dina ko ñàkk doo ko gëm te ñàkk na France ñàkkaat Italie ñàkk yeneen i dëkk te bu ñu ci delluwaatee dana ñàkkaat Macky Sall dama la diaspora bi dutu ko gagné parce que la muy def Sénégal la ko mën a def fii mais fii mënu ko fi. non mais bu ñu wax diaspora du ko gagné parce que bu ñu xoolee am na phénomène Sonko am na Issa Sall am na Madické Niang donc et puis ba yéen tamit seen coalition 25 partis la bëri lool. moom ñaata la yor. non mais moom ñaata la yor moom kese la boo gisee. moom ñaata la yor Macky Sall li muy ëpp na 200 partis moom mooy diri moom li muy yor ëpp na 200 partis mooy diri de. dama ni Macky Sall bu doon APR moom kese Macky Sall mënut am sax ay groupe parlementaire bu doon APR kese Macky Sall mënu ko am. moom il en est conscient moo tax mu ŋànk ci li mu ŋànk. abi yéen diaspora bi même sax boo leen koy bàkkoo gis nañ Sénégal de pourcentage bu mu gagné 58 bëri na de. xam nga. waay kii mooy ponkal ak ñoom seen politique doon jox. politique doon jox 20% yéen seen coalition bu la grande coalition. xam nga Macky Sall mu dama ko yërëm. lu tax gañe goo xam ne yow sa bopp sax da ngaa am kersa ci gañe gi nga gañe. déet waay. kersa. moo leen di bëgg a rey fi mu nekk nii. si naka. yow nga génn da ngaa gañe élection 58 xaw ma virgule lan pour cent. waaw. te ñi ma manifesté wu kenn topp taw la nga génne woon sa armée police gendarmerie yëpp taxawoon mata fas yéene ma traqué nit ñi. nit ñi bala di la seetaan. ban écart ban écart mais Barthélémy xam nga man d'accord naa bu ñu xawoon jege sax ñu wax bu ñu xawoon jege sax mu tane. xam nga Macky Sall. waaye doo mun tiital dama lay wax fi mu amee 58 pour cent. bëri na de. ci le nord du Sénégal. kese foofu na mu fa defee élection yi. bien sûr. na mu fa defee élection pourcentage ma am ci nord bi. moo ko indi loolu. parce que tey yow da lay wóor ni Matam
dama lay jox benn bureau de vote comme Agnam la xawma fii Farba Ngom jox non dama lay jox benn non exemple laa lay jox exemple mooy fépp non du foofu rek mën naa laa jox bu Tambacounda waxal Dakar mën naa laa non Dakar après damay ñëw ci kaawu Dakar non damay ñëw Dakar damay ñëw Thiès damay ñëw Dakar damay ñëw Thiès ma yeggale foofu ba pare rek nga ne léegi benn bureau de vote y a 300 inscrits ci 300 inscrits nga ne y a 299 votants 299 votants nga ne Macky Sall am na 299 opposition bi yëpp zéro. mën naa nekk di. mënut a ne. lu tax yéen non Malick xoolal Malick dama lay wax leen yàgg nañoo nekk ay élection nag yàgg nañoo organiser ay élection moo tax ma la Macky Sall cuune la ñi mu àndal ay cuune lañu. parce que mënoon nañ koo defee neneen bu nga xamante ni au moins dinañ def li ñu bëgg a def te du flagrant noonu. mais Fouta kat abi. non man waxuma non du Fouta kese. du Fouta kese yeneen dëkk yi. yeneen dëkk yi parce que dafa am yoo xam ne ay bureau fictif la. comme fan. parce que loolu ci bureau fictif rek nga ko mën a defee. ndax lu bon xanaa dina am sax benn nit boo xamante ni nii dina am bulletin blanc boobu au moins. mais dara lépp 99 votants 99 Macky Sall. abi. xam nga bureau fictif yooyu mu créé foofu. li tax bëggul woon a joxe fichier bi. PV waxul loolu de. non dafa nag dama lay wax rek ak ay PVM la ñoom. ay seeni PV lañ defar parce que Macky Sall li tax Aly Ngouille Ndiaye ne woon du joxe fichier bi bàyyi ba mu élection yi des 15 jours ñu joxe fichier bi xam nañu suñu ko joxoon 2 mois à l'avance nit ñi étudier ko non texte non texte yooyu yàgg na fa taawu Ablaye Wade kaay la ñu waxtaan ngeen bañ a ñëw rek taawu Ablaye Wade élection yi weesu taawu Ablaye Wade bëgg a wax ay nangam xaaral taawu Ablaye Wade loi yooyu amoon na te fichier bi da ko doon génne au moins 2 mois à l'avance. mais kaay la ñu waxtaan ngeen bañ xam nga ki ngay waxtaanal day fekk ku sàmm kàddoom ku du sàmm kàddoom nit ñi duñ waxtaan ak yow ku amul kàddu kenn du waxtaan ak yow. léegi moo tax daa ngeen xaar ba élection yi weesu mais xam nga lii ñuy wax dafa am solo xaaral ma wax la rek. parce que fichier bi tey boo xoolee processus électoral bi yëpp fa ñu commencé élection du jour élection bi kese. processus la ci processus bi la. ba ñuy commencé inscription yi commencé modification yi radiation yu yëpp. commencé vérification distribution de carte et tout fii ñaata la ñu def ay manifestation pour ñun waa Italie ñu mën a jot suñuy carte d'identité pourtant il y a 2 semaines de cela indi nañ 1000 carte d'identité Italie consulat ba 1000 carte d'identité 2 semaines yii indi nañ ko ci carte ci consulat ba xaw ma nag ndax ay carte électeur a ngi ci de mais xam naa ne ay 1000 carte d'identité ñëw na ci consulat ba pourtant de nit ñi def nañ lu nekk pour jot seen i carte d'identité mënu ñoo jot seen i carte d'identité Sénégal ñëpp fa nekk ñëpp pendant combien d'années ñuy xeex ñaari at pour jot seen i carte d'identité mënuñ ci jot te pourtant Macky Sall dafa voté lu loi boo xam ne loi d'urgence 52 milliards pour confectionner ay carte d'identité yi seen i nit dong lañ ko defal su ngeen seetloo wax nañ ko fi même Farba Ngom danaa dem ministère de l'intérieur jox ko ay saa carte d'identité bu yóbbu xam nga kon fa mu faussé mooy ci processus bi fa la faussé jour élection nit ñi dañuy voté rek foofu amul problème mais ci processus bi la processus bi bu jaarul yoon élection mënut a jaar yoon mais abi foofu Macky Sall waroon naa rusa toog sax di déclarer li muy déclarer xam nga kersa la ci ñoom parce que li ñuy wax naa yow yaa ngi muy gañe nga kenn félicité wu la kenn wulaneewu la tooy na kenn newu la wow na nga toog naa lu tax nit ñuy félicité ñëw ma am na ñoo xamante ni xam nga loolu ñàkk personnalité mënu koo passé xam nga loolu mooy ndam loo xam ne saful xorom saful suukar saful xorom saful dara lan moo tax bu ngeen woowee kaay waxtaan ngeen bañ a waxtaan xam nga ki ngay waxtaanal dafay fekk nit koo xamante ni nii xam nga nit ki su fekk Macky Sall ju kon dafay woote waxtaan ba fu mujj 23 il y a 2 ans mais le 22 mai bi mooy dafa def waxtaan boobu rek bàyyi Karim Wade parce que loolu moo ko intéressé woon waxtaan doo ñëw salle des banquiers def fa 500 personnes bu dee lu sérieux ngay wax toog naa da nga fay def ay waxtaan xam nga Macky Sall liñ naan lambi gola la ku jóg daanu munul dara Macky du politique gis nga Macky Sall jël bi métti na wër na yàlla bu jógewul ci li nga xam ne du politique non xam nga ni muy def di jël yëpp sa doole neutraliser yëpp boole woo kenn def li la neex mais loolu dafa yomb loolu yow sax ku la ko joxoon nga gagné élection Sénégal Macky Sall li mu def yow dama wax nga dëgg de leer na moom 50% moom peuple kañ bu ñu ànd ak yow doo génn ay gendarme ak i policier teg ci réew mi di wax ay kenn xamul abi sànq sa biir wax danga ne processus bi moom ngeen d'accord est-ce que du ngeen jox Ablaye Wade raison parce que ne woon na bu leen dem parce que le processus est biaisé ngeen ne pas bi dafa naax non du question pas bi dafa naax mais élection aussi xam nga boycott élection kooku kenn mënu ko nangu ci réew xam nga Macky Sall li problème bi mooy li ci feeñ ci finalité bi la ñëpp xam ndaxte xam nañu def nañ ay bureau de vote nit ñi jotuñu fichier bi à temps d'ailleurs boo xoolee Barthélémy Dias keroog mi ngi koy wax
li ñu defar ci ay carte et puis loolu c'est dangereux insécurité bi mu leen di indi Sénégal xam nga tey ab Guinéen bu ñëw bu ni ab Sénégalais laa mënatoo ko ni deux Sénégalais ndax yaa ko jox carte d'identité nationale lu ko neex la fay duggee. Malien bi la même chose Mauritanien bi la même chose xam nga loolu insécurité la indi ci réew mais preuve yi Barthélémy Dias pourtant ñoom weddiw ñu ko luñ ci teg ba passé nañu élection yi lan lañ ciy wax te dama ne fichier bi Macky Sall def buñ ci daree ko ni dem ay élection bul sax sonn ku ci dem ak moom élection ci kii dana ci am gox yoo xam ne dina ko gagné am na gox yoo xam ne moom mënu ko faa def lu mel ne ay Dakar ak yooyu mënu ko faa def lan man mooy jël renforcer nit ñi comme ni mu def rajo yenn nit ñi ci liste bi mais élection locale yi ñu jëm xanaa dinañ defaat révision des listes. yéen Dakar sax da leen di gañ. bu gañee dama la Macky Sall moom ci boppam xam na ni bu doon tëdd ba suba ñu ne ko di nga gagné Dakar du ko gëm na bàyyi borom Dakar Khalifa mooy borom Dakar Macky Sall ba muy dee du gagné Dakar borom Dakar ñëpp xam nañ ko. léegi Medina moom lañu àndal. Bamba am ci moom. Patte am ci moom. bañ yegg ci résultat élection yi gis nañ ko présidentiel. dama ni Géeja Alioune Sall ko moom. xam nga dama ni ñu ëpp solo ëpp maqaama ñooñu tey ñu ngi ci Khalifa Sall on verra. am na ñoo xamante ni bu ñu leen tuddee fii tey nga ni déedéet te mi ngi suñu kanam yàgg du ma leen tudd ñi ngi suñu kanam ñun dañuy politique non ñu ngi négocier doo génn sa arme yëpp teg xam nga boo dajee ku mel ni Macky Sall da ngay daas fanaanal di ko xaar rek ñi ngi daas fanaanal di ko xaar en tout cas tey mun politique de. dañuy sant yàlla parce que foogoon nañ ni dana métti trop suñu côté mais tey li ñu gis nii tey la nit ñi di gën a attiré wu ci ñun tey la nit ñi di ñëw di gën a ànd ak Khalifa Sall est-ce que su ma la waxee ne am na ñu nekk tey APR ñoo xam ne ñu ngi ñëw di rejoindre Khalifa Sall doo ko gëm. ah waaye loolu wax politicien la waaye. billahi li ma lay wax du caaxaan. teg si baaraam mi ngi suñu kat du ma la wax benn tur du ma la wax kenn mais nañ dox ñu dem. dinañ ñëw dama ni nañu dox ñu dem mi ngi suñu kanam dama ne la li ma la du waxi caaxaan ñëw nañu la du wax waxuma la waxi politicien wala waxi politicien de li ma la wax ni du waxi politicien wala politicien ñun dañuy liggéey ñun bañ jógee ci élection yi ba léegi ñu ngi liggéey barki démb la ñuy def suñu journée bu nga xamante ni nii suñ séminaire waxtaan suñu biir di préparer benn rapport boo xamante ni nii ci lañ war a commencer suñuy activité te yàggatul ba ñu génn ci koor geeg jàmm ak salaam ñun tooguñu ñi ngi liggéey te ni mu amee fi Italie noonu la amee Sénégal noonu la amee ci yeneen département yu Sénégal Italie fii moom dafa yomb lool. waaw kay man. non Sénégal laay wax non xam nga du fii du Italie rek fépp la France barki démb gis nga leen démb du moins ñi ngi def seen manifestation ñoo ñu liggéey Sénégal nit ñi ñi ngi tëju actuellement di waxtaan di xool li ñuy tax gars yi fii seen victoire bi ñoom ñaar dañoo jaar waaw affaire ñoo may victoire seen victoire bi yéen. non Macky Sall amul fenn victoire non fii laa dama ni fii ak Sénégal fii sax dama ni fii moom da ngeen a for rek dama ni foruñu parce que la mu man Sénégal munu ko fii non fii Macky Sall la mu mën a def Sénégal la mu mën a def Sénégal munu koo def fii dama ni combat am def fi parce que bañ na ko ba indi na fi ay nit Macky Sall lu mu mën def na ko Italie pour récupérer Italie lu mu man bu dee ci xaalis ak politique lu mu mën def na ko pour récupérer ko mais dama ni la Macky Sall duutul récupérer pare na ci diaspora bi dama ne la mu def Sénégal ñi ngi jëmaat ci ay élection mais duutul yomb noonu d'ailleurs moom li ko intéressé woon mooy am deuxième mandat moo taxoon mu tentamment mu doon def ak def yépp tout ça mu def ko mais yi ci des duutul affaire am duutul affaire am mais na nekk ba xam dana ko yeggalam déet xam nga sàcc ndënd yomb na sàcc ndënd yomb na waaye fa nga koy tëggee mooy jafe 2024 dama ne 2024 sàcc ndënd yomb na waaye fa nga koy tëggee mooy jafe kon moom daal du egg 2024 dama ne nañ dox ñu dem abi loo teg si la fo dama ne nañ dox ñu dem non jox ma benn preuve non du ma la jox benn preuve benn signal rek ba xool dama ne du ma la jox benn preuve nañ dox ñu dem Macky Sall mi ngi déroulé ñu ngi déroulé na dox ñu dem mais xam nga la moo tax ñu wax li affaire bi c'est un peu contradictoire da ngay xool même porte parole vice kii porte parole bu PS def na déclaration démb de nee na bàyyi naa PS moom waaw man moom maa ngi jëm dugg APR fa mu nekk nii loolu PS la man gaa yi ngi beddeeku di ñëw fekk Macky Sall gis nañ si parti yu bëri seen liit naa seen borom doole ku nekk yaa ngi rocceeku taxaw di xaar pour Macky Sall ne kaay nga ñëw yow nga ne ma ñun Khalifa Sall gaa yi ñu renforcé loolu wax dëgg yàlla waa PS moom mënu ma cee wax loolu moom du ma ci wax du ma ci mais dama ne la xalifiste pur ñu ngi beddeeku fii dama la xalifiste pur doo ko dégg dem ci Macky Sall Omar kii mi ngay wax Moussa Sy mi ngay wax du xalifiste situation moo ko boole woon xaaral rek ci moo ko boole woon ak Khalifa Sall ci élection yi mu ñëw ànd ak Khalifa Sall kon ñun mënuñu ko boole parce que moom ne wax na ko ne la Moustapha ko taxawu Sénégal taxawu Dakar xëy na ba mu jotee poste maire am la ko mën a wax Banda Diop mi ngay wax dem lu koy indi Khalifa Sall tax tey mu nekk maire dem na xam nga loo gis dana am ñoo xam ne gëm nañ ko danañ ca dem des na de ñoo wax ma kan ak kan nga fi dégg boo passé Banda Diop kan maire Aliou Ndoye kooku ba mu delloo yàgg na
kooku ba mu delloo yàgg na. Bamba te pourtant Fall la ko tax a dellu. Bamba ba Fall tey nag jucc ci. Bamba Fall nag liste ba nga gën a. en tout cas ñoom ñett daal ñoom ñett daal xam naa ne. doo ma limal keneen de. Bamba Fall nag. dama ne doo ma limal keneen. Barthélemy moom fu mu nekk moom. ah kooku góor la dafa ndànk kooku góor la géer la bu ñu teel a wax de. dama ni kooku góor la géer mëneur blanc si suuf ngi noonu. xam na ni dama ni xam na ni moom leader moom. Khalifa Sall bu amoon téeméer yu mel ni Barthélemy Dias. kon kenn waxatu ko. kooku dañ koy ñaanal yàlla rek. mais nag formation yàlla Tanor Dieng la de lafal ko cat formation Tanor Dieng la de. lafal ko cat. formation Tanor Dieng la de. dañu ñaan yàlla lafal ko cat. ba fi muy yéene ci Khalifa mu yeggale ko. mais formation Tanor Dieng la de. Tanor Dieng mu tap non Barthélemy ba muy ñëw. ci Tanor man sax wax dëgg yàlla man loolu du ma ci sori parce que daal. comme bokkutuma fa lu ma bokkul daal bëgguma cee wax. mais daal li ma xam te xam ko mooy. Barthélemy ku ko amul di nga ko wëri. waaw ku ko amul wuti ko. waaw pire ngi noonu. Macky kay léegi réglé na seen problème yéen waa diaspora bi. lu mu lay réglé suñu problème. comme créé na un secrétariat chargé des Sénégalais de l'extérieur. léegi li ngeen wax. mais benn la. liggéey bu set wicc benn la maanaam. dama ni lu mu def tout rek la changé secrétariat d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. lii da ko def rek direction lu mu ca yokk secrétariat d'État bi. nañu ne ba ñu indi ba waaw xam nga kon loolu cacophonie la boo xamante ni nii. wax ma. nan nga mën a nommer un secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. ba pare tegaat ci direction des Sénégalais de l'extérieur. diaspora non Malick xam nga il faut qu'on soit sérieux. ou da ngay dindi direction boobu. jox ko kenn ñu xam ni kii moom nga attribué lii mu dem liggéeyi ko xam nga indi woon na fi problème diggante Souleymane Jules Diop ak ki fi nekkoon Marc Kër Ndiaye. ak Papis Kaba mi fi nekkoon directeur des Sénégalais de l'extérieur. lu ñu mujj def dañu mujj génnee soofu Souleymane Jules Diop. su fekkee loolu lañ nar a defaat loolu moo nar a am ba léegi. Macky Sall problème immigré yi intéressé wu ko. Macky Sall lenn immigré yi intéressé wu ko. ba pare te du moom mooy régler actuellement nii fi mu nekk mu xam ne immigré ge war nañ ko ginnaaw. du moom moo ci dafa dara c'est pendant 7 ans. lu mu fi deful woon pendant 7 ans. du ci 5 ans yi la koy def. ba pare cerise sur le gâteau ki mu tànn du c'est un homme de sérail kooku xam na diaspora. moo xam bu baax na diaspora. bañ na ko ba bourse diaspora yi sax moom lañ ko dénkoon. mooy sax donc abi kii kay mi ngi def ay jéego yow. ban jéego mais lan la nommé yow daa commencé nommé rek di. waaw dafa comme dañuy xaar ba ci kanam xam nga nommé xam nga Macky Sall xam nga ñaata yoon dama la Malick su fekkoon ni 2007 ak léegi def na fi lu nit ñi tax di wax mais Macky Sall ni mu ñàkkee diaspora bi di demee noonu kon politique am moo baaxul politique gu diaspora am moo baaxul ñaata financement lañ fi dugal financement yi nan lañ ko dugalee ak nan lañ ko doxalee ba léegi ñun mënuñu la wax ni la yii coopération le Macky Sall signé ak gouvernement italien parce que kon coono yi nit ñi nekkee du ñu nekkee te d'après information jot bari na mën nañ ni daanaka amul ay coopération yu fi am. non man. Lamine Cissé ban investisseur nga mos a gis rek dama ne bureau économique. dama bëgg nga ni ma. damaa bëgg lu bëri ay projets yoo xam ne président Macky Sall def na ko si diaspora bi de. xëy na ñoom waa APR ñoo ko gis ñun gisuñu ko dama ne la Lamine Cissé. mi ngay wax nga ni moom mooy yor bureau économique dama bëgg nga wax ma ñaata investisseurs la yóbbu Sénégal ak kañ nga mos a gis rek ñu ne la ñii yóbbu nañ leen ay investisseurs Sénégal. non mais nag bëri nañu boo xoolee. non dama bëgg nga wax ma man dama koo gisul de wax dëgg yàlla gisuma ko mu dem ko woowul mu dem. dama ne man de wax dëgg yàlla gisuma ko te ci télévision laay wax. waa Italie yëpp a ngi may dégg. defe naa ne amul kenn koo xamante ni rek mus ngaa toog parce que yu mel noonu ñoom dañ koy sawar def ci seen télévision wala bu Youssou Ndour bi génne ko di wax te musoo koo gis. abi musoo koo gis koo woo mu dem ko woowul mu dem. dama ne man daal damaa bëgg nga ne ma investisseurs yi daal ñoom yóbbu nañ leen Sénégal man daal loolu laa bëgg nga wax ma ko kon man naa ni c'est que mënuñu lim nag ki diw ak diw ak mais waxuma nga lim au moins ñun dañ koy tegagul suñu bët mais aéroport ñun dañ koy tegagul suñu non aéroport foofu nag sant ko Ablaye Wade gaa yi ma ne gaa yi njëkk a foo de ñu ngi wàcc rek wàcc tubaab yi fa weex tàll Sénégal fu mu nekk dégg naa moom da ngay jaawale sax nga ne est-ce que fii nekk daal Europe dañoo xaw a weex de ñëpp gis nañ daal ni dëkk bi am na jàmm am na teraanga dangaa bëgg a neexal bëri na fa dangaa bëgg a neexal Macky Sall la ngi liggéey dangaa bëgg a neexal moo tax daal fu mu nekk ñëpp a ngi daw fu mu nekk nii car macha allah fu mu nekk nii abi loolu gaa yi wax de yow xale fis daal yaa wax daal fu mu nekk gisoo dara de kenn dafa gis du man waa Sénégal seen bopp ñoo ko waxal seen bopp kenn waxu ko kenn dama ne la Macky Sall moom ci boppam moo la gën a xam ne lu tax mu ni day def fac trans lu dëkk bi di dox kañ doo di dem da ngay changer gouvernement changer poste premier ministre lu tax ba muy campagne waxu ko woon
bu doxaloon la mu doon def bu baaxoon du ko ni da koy dindi def fak trace la xaw ma te du ko réussir dama ne loo deful 7 ans loo deful ba des dama ne loo deful 7 ans xam nga stratégie la nag Macky Sall xam nga problème moom ak waa parti la bëgg a régler mais bu mu ko jaarale ci doomu aadama yi quand même bu mu ko jaarale ci réew mi politique waay bu mu ko jaarale ci réew mi ak mën politique parce que waay poste premier ministre bi muy wax ak mën politique dañuy waay def fak trace xaw ma nan nu ñu ko tuddee sax fast track lay def xaw ma fak trace xaw ma gaaw rek bu benn taxaw bu dara taxaw fenn moom boo ko doon pousse sax du tax mu gaaw dama ne acca rek soo ko dugaloon ci oto Ferrari bi di daw nga di ko pousse sax du tax mu dem xale ndaw la ay xale ndaw la tabb fu mu dama ne xale ndaw soo ko dugaloon ci Ferrari xale ndaw laa la la wax xam nga Ferrari moom kenn dutu ko wax xale ndaw nga la dugal tabb ci Macky Sall Ferrari ba dutul dem day taxaw xale ndaw la dem tabb sax day taxaw xale ndaw la tabb day taxaw xale ndaw la tabb Abi sànq évoqué nga élimination poste premier ministre loolu kay c'est une bonne trouvaille xanaa xaalis la bu ñuy def suñu poste kafa premier ministre bi non buñ ko éliminer ci gaawaayu liggéey bi dinañ ci gagné ci xaalis cabinet premier ministre rek ni mu diisee ay milliards la gàcce nga la ma woy Macky Sall foofu voilà foofu moom di nga ko félicité dama ne du gis naa xam maanaam bees moom daa mel vert moom yow sax di nga tax mbubb mi ma mayee ko maa leen bu ma paree kii nga dugg ma moom dafa ko français pet moom dama ne bii mbubb moom tey nga ko non marron beige bii moom dama moom da nga jël vert te ci marron beige ma yeggale rek dama ni la bii moom tey nga koy mujjee gis sama yaram waaw li ma lay wax ci affaire boobu mooy Macky Sall li tax mu dindi premier ministre bi du dara c'est un problème politique lu tax parce que ne xam na ni bii mooy dernier mandat du def 3e mandat waaw partem dina éclater ndax ku mu namee premier ministre ñu ni mooy numéro 2 jaaral na ko feeg Mimi Touré astafurlah kii nekk conseil kii médiateur de la République Alioune Badara Cissé ñu doon wax naa Alioune Badara Cissé mooy numéro 1 indi woon na fi problème ba mu départ dem ñu daa déetawaay ñu indi fi Saleh ñi rayante moom ak ñoom Cissé Lo ñoom ñii ak Mimi Touré ci affaire problème numéro 2 boobu mu def fi numéro Mimi Touré numéro ministre premier ministre ñu ne Mimi mooy numéro 2 bi gis nga xëy nañ ko doon sànni ñoom maam ñaa taxawee di ko wax kenn musta dindi mu dindi Mimi yóbbu xam na ni bu fi nomee waate indi Boun Dionne teg ndax Boun Dionne milité wu ci seen parti deful dara c'est un technocrate mu indi ko te comme homme de confiance la mu ànd ak moom di liggéey defe naa ni c'est la première fois mu teg premier ministre boo xam ne sax liggéey na benn coow amu ci mais malgré teg ba mu teg Boun Dionne taxul ñoom ñu teg joxoon respect ba ñu war a jox Boun Dionne amul woon tey ku mu fi jël ci parti ni kii mooy premier ministre ñu ni mooy numéro 2 coow ak jolli pour éviter tout ça nag mu ne naa dindi poste premier ministre bi mais bu premier ministre bi dañee xam nga dama ne historiquement xam nga affaire dama ne la ñëpp de dama ne kan abi dama ne la leeragul de fu mu nekk nii bul ko dagg bàyyi ko bul ko dagg non leeragul na kii moom lu mu xamee affaire moom non mi ngi woon pour ne mi ngi woon bu baax bàyyi ko mu def xam nga tey ku mu ci jël def ci le premier ministre parti mi yëngatu booleeg nag opposition bi taxaw wër ko duutul 4 ans yi bu xefee sax li ma la ni boo xefee du mandat bi waxuma du dem ji jeexal mandat bi complètement du fi nekk président mais wax bi mooy dina ko jiit di def ci defin bu metti lu mu defoon lu 2007 de 12 ans yi 7 ans yi 4 ans yi moo gën a metti ci moom te ndax duutul 5 ans boo ko calculé wu ndax boo dindee férié yi ci nekk ak mouvement de grève yi ak voyage yi muy def comme moom du toog Sénégal kenn yoon tout ça daanaka dama ne la du mandat bi du mu matee 4 ans ci lay yem te lam ca bëgg yëpp mënut a nekk ndax loo mënut a def ci 7 ans mënoo ko def ci 4 ans mënut a nekk c'est pas possible te balaa ñoo dem fii ak 1 an da nga gis affaire éclaté explosé kon moom li ko gën a arrangé mooy na dindi poste premier ministre bi bàyyi noonu te man li ma ci jaaxal te loolu bëgg naa juriste yi ñu leeralal ñu ci ndax tey dafa nommé Boun Dionne premier ministre formé ci gouvernement en tant que premier ministre ba pare def du Dionne defaat beneen décret nommé ko ministre d'État directeur de cabinet du président de la République xam nga boobu danaa ci ñëw mais ma yeggale ci premier ministre gis nga loi bi ñu dugal bu ñu ko génnee en principe ci yoon gouvernement bi dafa war a tas Macky Sall fa war a formé waat gouvernement loolu nag bëgg nañ ñu leeral lu ji ndax day formé waat beneen gouvernement wala rek dañuy dindi poste premier ministre mu yem foofu mu daal di enchaîner ak décret bi la nekk directeur de cabinet du président de la République parce que tey boo gisee mu jindi lu premier poste mooy li ma la wax nii pour non compliqué wuñu moom non mais assemblée kay dañ xaar ba su génn ñu lii rek ñu xam lan la wax non li mu wax moom déjà bu dee am nga xam nga la ca nekk texte yi moom lañ fa yóbbu lu ca ëpp boog 3/4 yi nit ñi xam nañ ko bu dindee poste premier ministre boobu en principe gouvernement bi daf ko war a tas defaat beneen gouvernement parce que lii daf ci nommé un premier ministre mais mënoo dindi premier ministre bàyyi gouvernement bi muy dem noonu munta nekk kon man jàpp naa ni balaa mu ko doon nommé directeur de cabinet wala leneen mënoon nañoo régler problème premier ministre bi ba pare
buy def beneen décret nag def décret boo xam daf koy newee son directeur de cabinet ministre d'état directeur de cabinet continuer ak liggéeyam nu muy nommer ay ministre am ak yooyu xanaa dina wut ko coordonné gouvernement bi du dooma ne xanaa moom mooy bopp di geen di loxo di tànk di bët di lépp mun ta c'est pas possible yàlla sax mun ta matal lépp secrétaire général du gouvernement du dëgg la ko nommé kon loolu il faut mu leeralal ñu ko bi ñu des secrétaire du gouvernement boobu mu def Macky Sall actuellement il est en train de se préparer ci la ni muy préparé mooy xam na ni moom 2024 du nekk candidat kan moo ko war a succéder ci loolu lay nekk te loolu pour mu def tey boo xoolee da ngay indi jamono Abdou Diouf Jean Collin ak Ousmane Tanor Dieng mii Abdou Diouf ni mu ko échoué ci Tanor ragal naa ni Macky Sall noonu la ko nar a échoué ak keneen ku mu fi teg ndax tey jël na Boun Dionne def ko directeur de cabinet moom mooy gérer affaire présidentielle secrétaire général kon du gouvernement moom la nommé secrétaire général du gouvernement boole jox ko fonction yëpp pratiquement ministre d'état moom moo ko yëpp bon léegi ministre yi mu nommé tey bu fekkee ni dina ko premier ministre mais Boun Dionne mooy continuer di conduire peut-être ministre yooyu tey boo xoolee changement ministre yi mu def yëpp non mooy coordonné du mooy coordonné waaw mooy koy coordonné rek mooy coordonné mais tey boo xoolee ministre yi Macky Sall di nommé tey dafay nit tànn ñoo xamante ni wóor na ko ni ëllëg ku mu leen joxoon li la kii kooko dem ànd jeeg moom képp koo xamante ne Macky Sall wóor na ko ni di nga am lenn loo ci xalaat bu la désigné nit nga lànk Macky Sall dut la jox benn responsabilité te ñu ci bari ci ñoom dut leen jox ay responsabilité duutuñu fiqu dañuy obligé toog ni muut la ñuy def ndax xam nañu Macky Sall lañ ko séqal ñoomu neen la ñu mel ni naka ñoom ci seen biir bari nañ fa dama ne am nañu fa ay poste ministre tey Macky Sall wàcc leen doo leen dégg ñu wax danañ boole la leen neex ak la leen naqari yëpp noppi waale ko parce que xam nañu bu ñuy wax Macky Sall di leen def ci kaso bi. yow daa mel ni yow moom da ngaa leeral troisième mandat Macky Sall bi. Macky Sall lenn dinaa la ko wax lenn de dinaa la ko wax carrément du ko def ay yoon. lenn dinaa la ko wax. Ablaye Wade mag la te am na lu ko yàlla may lu mu mayul Macky Sall te ba mu fi bëggee def troisième mandat nit ñëpp dañoo taxaw. non ay yoon yaa wax du ko def moom day dem. lenn dinaa la ko wax. na ko ay seet xam nga liñ naa bu jiin xaw ma nu bu reppee ci xare lu mu jiin xeeb ko. non bu ñu créé débat parce que yaa ne carrément du ko def ay yoon ne nga carrément. du def troisième mandat dama ne la kooku même bu ko bëggee du ko def. nit ñi duñ ko ci bàyyi. bu boobaa nag lay xam nag vrai sénégalais yi. lu ko neex nag def fi mu nekk nii imposé na nit ñi boppam nit ñi moom il était prêt à mater tout le monde rey nit ñi takk naan ndox naan la yemale pour am deuxième mandat. kenn fekk siwu ko ci loolu bàyyi nañ ko di ko seetaan. na ko essayer 2024. non yow kay débat bi da nga carrément. dama ne la moom duutul nekk jeexal na ci moom. jeexal na mais moom loolu su koy def day wut ku mu teg ku mu teg lay wër. parce que day yow nag dama ni man loolu. yow moom la intéressé maison du parti APR boobu. ñaata milliards dafa dama ni loolu Macky Sall la concerné. ak waa parti ñun loolu concerné wu ñu. ñun li ñu concerné. 2024 élection dana am Macky Sall du ci bokk. te ku mu ci proposé da nga daanu benn waa APR ñoom ñoo ko njëkk a daaneel moom Macky Sall moom xeexam ak waa APR léegi mu commencé yàggatul sax nañ ko seetaan rek daa mën a xeex dina am ñu mu defanteel. yàggatul foofu moom xaw na des lu bëri. mi ngi suñu kanam. non Macky Sall c'est un fin politicien ñëpp gisuñu carrément ni kii lépp lu mu tëral moom wax du am xëccoo du am direct wul gongo rek ngay dégg. waaw parce que nit ñi dañoo bëgg Sénégal ndax moom la mu ko jaral du ko nit ñi. ndax moom jaral na ko faat sénégalais yëpp pour toog loolu nag du ko jaral doomu aadama yi dinañ ko muñ 4 ans yàggatul 5 ans yàggul moom li mu ko jaral da koo jaralul sénégalais parce que bu leen ko jaraloon kon kenn waxatu ko te démocratie ci boppam moo amatul Sénégal dictature nag bi Sénégal dama ñun waa Sénégal nag vraiment war nañoo xoolaat suñu bopp lan lañ def yàlla ba rek ñu war mën a nekk ak Macky Sall ci nii Sénégalais yi war nañoo xoolaat seen bopp ñàkkul xam naa ne lu ñu def yàlla. lu mu ñu meree ba Macky Sall des ñu am ku mel ni Macky Sall ci suñu bopp réew. Sénégalais ñu ne gàcce ngaalam. dama ni pétrole en tout cas ku ci nekk. saa ñuy julli war nañuy jéggulu dama ni saa ñuy julli rek. war nañuy jéggulu suñu borom. ndax Sénégal waruñu am mérito wuñu lii daal mérito wuñu ku mel ni Macky Sall xam naa ne nag ñàkkul daal lu ñu tooñee yàlla. lu ñu war a tax Macky Sall war a ma des suñuy réew. abi lan la Macky Sall def loo xam ne yow mën nga taxaw ne lii moom gongo. ci lan. lenn rek nga ne Macky Sall 7 ans yi moom lii moom gongo moom bañ naa ko lool contre naa ko lool waaye lii moom gongo. man dama ko gis lenn li ma benn rek. su ma ko gisoon dama wax ko. benn rek laa la wax de su ma ko gisoon ma wax ko.
gisoo dara lu baax xam naa ni tàmmal na nit ñi wax waxet la ma waxoon defu ci dara indi na dictature imposé ko Sénégal kenn du wax pagaay bi tey la gën a bari détournement yi tey la gën a bari lépp mi ngi ci teg loxoom. si 7 ans Macky Sall liggéeyul dara. non du liggéeyul dara du ma ko wax. mais lan parce que même bu dul dara bu dee lu bon bon bu dee ñaar ak ñett sax def na ko. si lan nga d'accord bu dee ñaar ak ñett sax au moins def na ko. lan mooy loo xam ne lu bon bon mi ngi taxaw mi ngi jéem a defar aéroport bi yeggale na ko bu jam ñaaji bi Abdoulaye Wade commencé woon yeggale na ko. indi na xawma lan. autoroute bi da ko fee fekk da koy yeggale. da koy université yi am na yoo xam ne ba mu ko démarré bu Sine Saalum bi. couverture maladie universelle. fu mu ko maladie universelle. ah yow ñu ngi lim de bourse yi. yooyu bu ci nekk ay scandale am. bu mu ci ubbeeg scandale am. yow liste ba nga bëgg dama ne lu mu ci ubbeeg scandale am. yow daal gis nga Macky Sall moom nee naa la. mooy président bi Sénégal musa am. te yàlla bu ñu amatu ku mel ni moom ci Sénégal. mais kooku moom kuy julli rek war nga koo ñaan yàlla. mais Abi il faut ñu desaat tuuti ci Macky Sall. formé na gouvernement. d'ailleurs sa mercredi bi passé defaat na ay nomination fala ay. te pareegul. waaw. c'est normal la dafa bëgg liggéey parce que traque la wax kon comment def ci loolu d'ailleurs d'abord ci gouvernement bi ensuite yenn direction yu am importance yi mu jox ko ay nit yoo xam ne yi peut-être am na ci ñoom confiance. xam nga former gouvernement moom. yàlla dogal na suñu constitution Sénégal moom moo jox Macky Sall. droit boo xam ne mooy seet ki kon nooy mu nommé ko. mais bii pas wàññi na ko bu baax de. bon moom mooy seet ki ko neex mu nommé la ak fa mu koy nommé kooku compétence am la kon kenn mënu ci wax dara. bu ko neexee nooy ku ko neex direction bu la neex moom moo xam lu tax mu def ko wax dëgg yàlla kooku mënuñ ci sore dañ ko koy nangul ndax yoon moo ko jox. mais daal xam nañ ni ba muy njëkk a toog dañu woon 25 ministres lay def. njëkkoon yoo yóbbu ci xawma 80 et quelque parce que boo calculé ministre conseiller yeeg ministre d'état yeeg ministre yëpp demoon nañ ci ay 89 su ma juumul. bii commencé na ko woon ni 32 ministres indi ci 3 ministres d'état 3 secrétaires d'état astafurlah gis nañ de son tailleur la nommé na ko ministre d'état te yamagu ci. yamagu ci dana am ñeneen ñu mu nommé ay ministre d'état direction yi mi ngi commencé di nommé. te ministre conseiller yi ñëwagul dana am ay ministre conseiller ndax am na ñoo xam ne du leen bàyyi am na ñu nekkoon ay ministre d'état nekk ci wetam yaa xayti du leen bàyyi ñoon di leen bàyyi dina wut fu mu leen day dog di commencer rek dama ne xam nga lii gën a reetaanlu France gi nga xam ne mën nañu moo ñu ëpp ay ressources mën nañu tripler présidence donc amuñu lu toll le cabinet Macky Sall amoon 300 personnes ginnaaw nag ca loolu la ko doon def bii moom nañu calculer danañ jàpp rek ne xëy na nañ yegg ci 500 parce que bu bëggee sédd alliés yi ko ñi ko fekki ñi transhumants yi ko fekki bëgg a sédd nitam yi nekkoon ak moom ña bokkul woon mu bëgg leen a dolli ah ñun de xamaguñu fi dinañ ko bàyyi rek moom kooku moom vraiment ci ay pouvoir am la mooy xool ko nommé fu mu ko neex mu def ko fa moom nay ko nit nommé ay ministre am rek ba heure bu mu ko neexee ñun loolu amuñu ci problème am waaye daal li ñu leer ba leer mooy lii mu wax moom du am te ci fast track bi mu wax nii non mi ngi du am mi ngi xam nga fast track loolu daal laa la bëgg a xamal fast track premier acte bi mu xam nga mi ngi mel ne rek nga dugg ci autoroute xam nga boo jógee Dakar tey jëm buntu Pikine boo ñëwee ba Cambérène oto yëpp daje fa ñëpp dañ ni tàcc waaw yaa ngi taxaw pour nga fay rek da nga fa def lu mat 1 heure de temps 2 heures de temps loolu noonu la gouvernement bi daal parce que bu fekkee dafa jël lépp centraliser ko ci moom bu ministre yëpp ñëwee dajaloo foofu non yaakaar naa balaa dem bay lijjanti document département bu nekk 1 an jeex non kooku moom bay boobu mu seetaat beneen méthode bii méthode moom du dem abi lecture bi du loolu de bii méthode dama ne la bii méthode Macky Sall méthode bii du dem def na ministère yi daf leen a gën a jox autonomie au contraire ne leen doxal leen au lieu ngeen di centraliser lépp au primature léegi ku nekk doxalal sa ko mais am na dossier yoo xam ne daawul jaar primature waaw direct présidence lañ doon def waaw te taxu woon mu dem dama ne am na dossier yoo xamante nii ministère yoo xamante nii amuñu woon benn lien ak le premier ministre direct présidence la woon te taxul mu réglé wu tey dossiers yooyu ba tey mi ngi taxaw demul waaye dama ne yaa xayti pendant 7 ans loo deful woon Malick nga ne da nga koo bëgg a def ci 5 ans ah. non commencé na li mu commencé ci 7 ans yooyu moom lay eggale ci 5 ans yi rek. non mais nag Dakar daa commencé wul bay yeggale Dakar moom. dama ne Dakar moom. kuy wax kuy mere kenn na mere Sall Macky Sall moom moo ko tilimal lu nekk bordel bu nekk Dakar Macky Sall la ko fa def. ndax bu bàyyi woon ña fa nekk doon liggéey duggalu ci affaire politicienne kon tey dépassé nañ étape bi Dakar nekk kon moo lay xamal ni Macky Sall Sénégal ñëru ko intéressé wu ko ay intérêt personnel la moo ko intéressé tey bu fekkoon ne dafa bëgg Dakar waaye kon tey du jàpp Khalifa Sall bloqué marché yi mu bëgg na def yëpp travaux yi ñu fi bëgg na def yëpp maire yëpp ñu bloqué seeni marché kenn mënoo ta def dara kenn mënoo ta def pour nga fay sa salaire sax problème la pendant 5 ans nga téye nit ñi maal mën a leen humilier leen toroxal leen bloqué li ñu war a liggéey yëpp ba Dakar mel ni mbëbës
nga bëgg ne da ngay defar Mbakaar moom mi ko def mbëbës na ko dem bale ji na ko dem bale ji moo tax mu koy liggéey moom te li mu def nii du liggéey parce que nit ki doo ko yóbbu indi ko désordre boo xamante ni nii saltel ko ba mu feebar ci nga turé da nga koy faj mais kooku amul sens munu ko li mu def ni élection locale yi lay préparé pour wan Dakar waaye maa ngi liggéey Sénégal taxul mu nekk def na ko Khalifa Sall taxul mu dem nag ba indi fii ministre cadre de vie luñ fa def defuñu fa dara ministère boobu lu mu fa def defuñu dara lu dul indil ci jar xam nga nit ak loo bañ nit ki buy liggéey bu dee yow da nga gëm Sénégal gëm sa réew bëgg sa réew kii ànduma ak moom mi ngi liggéey tey dinaa ko bàyyi mu liggéey li muy liggéey malgré bu ñu bokkul ci lu ñu yëngatu bokkuñu politique parce que intérêt réew mi moo ñu ñor Macky Sall bu doon tey intérêt Dakar moo ko yëkkati bëgg woon Dakar tilim su bàyyi woon ñii liggéey fii tey kon yeneen région la ñuy wax mais kon duutuñu wax ci région de Dakar. yow affaire dafa xaw a contradictoire parce que bu ñu xoolee actuellement le ministre boo xam ne moom lañu dénk lépp luy cet ak cadre bi yëpp day consort dañ ko gis chaque fois saa bu génnee ànd ak maire mais seen maire yi c'est des élus mais mënu leen a contourner. non maire Dakar Macky Sall essayé woon na ko jàllul. maire Dakar foofu la ñuy gis chaque fois ministre bi bu dee guddi bu dee bëccëg ñuy ànd di defar di liggéey. mais da nga Khalifa Sall dafa taxaw. non dama ne non parce que aussi attention. Khalifa Sall dafa tëb rek dafa ne moom egg na. non. ministre bi. da ngay xam ne ñee ci tutelle ministre bi lañ nekk aussi. ministre de la République buy ñëw ci commune. dafay déggoog maire ba fa nekk di liggéey ak maire bi. maire Dakar non dama maire Dakar ci boppam dama ne la. xam nga ñun li ñuy ñaawlu mooy. ñii bi ñu jógee di liggéey lu tax Macky Sall bàyyiwu leen ñu liggéey. kon dépassé woon nañ situation bi nañ waxante dëgg. mais Dakar dafa set daf leen a bàyyi Dakar ba mu commencé set. bu bàyyi woon tey Khalifa Sall continuer liggéey ba mu ci doon bëgg a liggéey tey. Dakar boo ko tuddee ay Paris ngay wax wala ngay wax ay Milan wala nga wax yeneen di dëkk. mais tey doo ñëw di wax naa damay defar Dakar doo ñëw yàq Dakar ba pare ñu jëm ci ay élection locale ngay taxaw naa damay defar Dakar Macky Sall defarul Dakar entre élection yi moo ko ñor leneen ñoru ko bëgg na gañewaat communauté duut dama ne la Dakar Macky Sall pare na ko te nit ñi ngi koy wax Khalifa Sall ba mu commencé ba léegi galgal bu nekk Macky Sall galgal na ko indi na fi acte 3 de la décentralisation Khalifa Sall mi tax Macky Sall indi ko. baax na loolu de wala. ci autonomie. mais dama ne nga jógee ci loolu. projet pavage yi ñu doon def nga gis yëpp ñu dagg ko tey hôpitalu fële nu mu tuddati ci wàllu santé bi nekk Médina Khalifa commencé na ko réfectionné lu bon doon na indi benn des encombrements bu diggante ba hôpital Dantec malade yi doon dem ay hôpital Dantec wala hôpital Fann doon nañ mën a yem foofu faju fa mais loolu lépp Macky Sall da koo dindi yàq tout bloqué lépp ndax lan bu Khalifa Sall réussir mais xamul ne Khalifa Sall bu réussir waa Dakar ñoo ko yëg kon tey bu bëggee tourné naa dafay setal Dakar day ñaawal waa Dakar gëmu ko politique lay def mais abi acte politique la posé dinañ ko répondre dina am une réponse politique parce que maire ya fa nekk mun leen a contourner ndax mun a dem ci kër jàmbur nag bëgg a defar kër ga te doo jaar ci borom kër ga il faut ñu wax ak maire yi ànd ak maire yi dem di liggéey mais maire yi loolu mooy ndax dañu leen loolu lañ leen sant aussi pour ñu liggéey réew mi c'est ay compétence ñoom la ñoom ginnaaw ñoom dañoo jógoon doon liggéey nga jóg di liggéey la ngay liggéey mi ngi mel ni nga togg sa añ dara si lu dul yàq keneen ñëw bëgg a jël yàq boobu yàqal ko boppam séddale ko boppam mais doo ko nangu Macky Sall moom Dakar lu fa bon moo ko fa def moo ko yàq moo ko indi dem ko indi su ko nee da koy defaral mënu ko defal ñu naan ay Dakar mais Dakar yow defal calcul rek Guédiawaye kañ fa yaakaaroon Aliou Sall ka moom Aliou Sall ka moom non xam nga non mais Dakar mooy foofu la mooy capital bi sax laay wax dama ne mooy capital bi lu tax Macky Sall bi mu ko jógee di def lu tax boolewu ko ci maire yi lu tax mu yemale ko ci Dakar kay ci élection yi di ñëw sax lu tax mu yemale ko ci Dakar kese parce que Dakar moo ko ñor Dakar mooy capital bi ñi ci des intéressé wuñu ko abi élection yi di ñëw yéen vraiment yéen politiquement ban poids ngeen fa am ba bëgg na da ngeen di jëlaat ci Dakar bañ yegg ci parce que bo xoolal yéen bañ yegg ci Médina mun leen koo gañe mun leen a gañe Grand Yoff mun leen a gañe banlieue lépp lañ nangu seen loxo wax lépp baaxul dama ni wax lépp baaxul xam nga man Abi Diagne tey mën naa ni man Khalifa Sall la àndal bàyyi naa Khalifa Sall maa ngi dem àndi jeek Sonko waaye li muy biir bu may dem sama bopp laa yóbbu ndax kenn du ma topp ça dépend dama ni la ñi dem nañ wax ñu yóbbu dama ne ñi dem nañu wax nañu yóbbu ñi ñu yóbbu nañ ko wax ñi dem dama ni la dama laa jox benn exemple bu ndaw rek
xam nga man Abi Diagne maa ngi fii mais tey bu ma bawoon Khalifa Sall dem ci Sonko sama bopp laa yóbbu dina am ñoo yóbbu de kenn du ma topp kenn du ma topp yow lañ gëm kenn dama ne loolu moom la kenn du ma topp loolu sax ça peut se vérifier lu mu wax dëgg la parce que ànd naa si boo gisee élection présidentielle yi Idrissa Seck 25 leaders politiques ñoo ànd ak moom mais 20% la am loolu moom leer moom leer na nañ moom Sonko leen ëppale de non mooy Sonko de parce que ñoom xale bu ndaw la dafa mu nekk nii loo yaakaar si xale boobu noo gisee Sonko tantôt li ñu dese si temps boobu 10 000 boo ñu dese fu mu takk nekk ndeeru nii Sonko dong doyee gën kii fi ne waaw Sonko dama ne takk ndeeru Sonko moo gën kii fi et puis ne ban malchance la seen leader nar a am suñu ban malchance day génn président fekk poste yi gars yi occupé nañ ko par non Karim Wade day ñëw Khalifa duutul nekk fii di candidat même pour maire yi non day kooku non non est-ce que âge bi da ko def Khalifa non mais Khalifa boo ko gisee xool Macky Sall nga ne Khalifa moo gën a nekk jeune Macky Sall te moom ak Macky Sall mais loolu déet loolu lan ci dara loolu mais ci kayit yi Khalifa mën na dama ne même bu dee ci kayit yi même bu dee ci wàllu kayit bay Macky Sall di jàng dama ni Khalifa Sall bu ko tëkkaleeg Macky Sall bokkuñu te duñu bokk ba ilaa yow mi diin bu dee xam-xam Khalifa Sall ko ëpp xam-xam bu dee politique Khalifa Sall ko dàq politique bu dee diine Khalifa Sall ko ëpp diine bu dee gore Khalifa Sall ko gën a gore bu dee jaar Khalifa Sall ko gën jaar bu dee yar Khalifa Sall ko gën a yar bokkuñu sax bu ñu bokkuñu ko ci kërim yow jaar Macky Sall bu ko bu leen boole waaye Macky Sall boobu jaar Macky Sall moom yow yaa koy wax waaye de mais Abi yow buñ delloo si Khalifa Sall fu mu nekk nii Khalifa Sall dafa mel ni 3 ans moo ko dese de bu fekkee moom inchallah rabbi du nangu grâce surtout bu fekkee du nangu grâce soxla ñi leen Macky Sall bu fekkee du nangu grâce bi 3 ans moo ko dese léegi yow da nga koy préféré mu toog biir kaso xaar 3 ans yi wala da nga koy digal boog nag dem muy président Macky Sall mu baalu ko jéggalu ko président baal ko mu génn commencé liggéey parti dama ni mouvement am Khalifa Sall amul ku muy jéggalu ci Macky Sall amul lu mu koy demander pardon tooñu ko jalgatiwul dara dama ni la Macky Sall def man-manam jaay ko doole tëj ko ci kaso bi dana xam nu mu koy génnee dama ne ñun Khalifa mi ngi ci kaso mais ñun ñu ngi liggéey ay militants ñu ngi occupé terrain bi tey mel na ne Khalifa Sall mi ngi ci terrain bi ndax moo ko tey nelaw Macky Sall fu ñu tourné seen ñu lan ngeen ñu def loo xam fu ne ñu tourné seen ñu fu ñu tourné seen ñu waaye ñi ànd ak ñu ci terrain politique bi xam nañ ko Macky Sall xam na ko ndax la tax nu mu ko tabax Khalifa Sall renseignement généraux yi wax nañ ko dama ne wan waxuma coalition ko xam nga coalition bi jeex na ba élection yi jeexee la jeex dama ne ñun ba élection yi jeexee ba ñu nopp le 2 semaines ñun commencé nañu suñu activité en tant que taxawu Sénégal ñun commencé nañu suñu activité ñun xaaruñu dara jëmale ko nag 2024 Khalifa mi ngi ci biir comme mi ngi ci biti ndax am na ñu ko nekkal ci biti te mat nañ ko sëkk ñaari mbir yoo xam ne ay force limal ñaari mbir yoo xam ne mën si teg loxo ñu ne lii waa Khalifa Sall ñu ngi koy liggéey fu mu nekk nii non mais loolu du ñuy wax fii mais ñun daal ñu ngi du lu ñuy wax fii loolu du lu ñuy fa xam ne mënoo fee nekk di politique yow xaalis man def naa lii def naa lee def naa lee ñun léegi si bokk si dama ne ñun Khalifa si def nañu lii ci def lañu dëkk ci def lañu dëkk comme lan dama ne ñun li ñu fi def sax dama ne la benn exemple rek laa lay jox comme lan ñun li ñu fi def ci ay activité fii am même parti au pouvoir defu ko fi daje ñun waa kër Khalifa Sall yi daje noos yooyu def ay seera non ñun amuñu moyens yi ñun duñu parti pouvoir boo xamante ni nii dañoo yor xaalis bu ñuy fooy ay 60 000 euros ki ñu koy togge ay njogonal ak yu kenn xamul ñun lu ñu yor suñu xaalisu bopp la ñoo koy liggéey ñaqal ko suñu bopp ñun Khalifa Sall joxuñu dara nous n'attendons rien de Khalifa Sall ñun ñoo yëkkati suñu poste di ci def li ñu ci war a def lu ñu war a def rek ñun ñoo ko defal suñu bopp kan moo fi joxe fii 60 000 euros ñun kan fii kan moo fi nekk parti au pouvoir ñi fi yor ñi fi xuloo xaalis seen biir bis bi nekk da xam nañ leen ñu ne kenn musu ñoo dégg ñuy xuloo ci ay 20 000 euros ki 10 000 euros ki 30 000 euros lu fi dee rek suñu ñaq ñu ko rayal ñoo ko defal suñu bopp kan moo fi yore 60 000 euros kan ñi ko yor xamal nañ seen bopp bis bu nekk nga dégg leen ñuy xuloo ci télé bi rajo bi kii jël na 30 000 kii lekk na coordinateur bi jël na 12 000 kii lekk na 3 000 yi kooku ñooñu xam ne ñun amuñu boobu xaalis mais dama ne la ñun waa kër Khalifa Sall liñ fi def ci ay activité laa la wax je défie quiconque amul benn parti bu ko war a rek mooy suñu forum international de la lu musul am ci diaspora bi lañ fi def mooy lan dajale adduna bi yëpp ñu daje fii waxtaane ko Khalifa Sall ci lañ investir Khalifa Sall te ñu ngi koy préparé waat après koor gi di nga gis seen ak fii Italie si kon yow yëgoo leen xam Malick Sakho yëg na ko mais daa mel ñu ko yëg dama ni kon yow yaa ko yëgul non mais liggéey Malick Sakho mi yëg na ko dama ni Malick Sakho ku dut Malick Sakho sa yëg na ko Malick 5 personnes kese ñoo ñëwoon nag 5 personnes rek ñoo ñëwoon nag 5 rek la ñu nag ñoom waa opposition bi Macky Sall daf leen woowaat dialogue énième appel au dialogue nañu bañ a dem rek dama ni waxtaan nit boo bëggee waxtaan ak moom dafa am noo war a doxale pour waxtaan ak moom benn yow koo reconnaître comme président de la république mënoo toog di wax ak moom lenn benn
yéen ñaar xaaral rek Malick ñaar nit koo xamante ni lu mu la wax mu deñ du benn du ñaar du ñett bu nee la kaa ñu bëre boo ñëwee ci fekk mu daw bu nee la kaa ñu daje tel place boo nee doo ko fa fekk bu nee la dinaa def lii du ko def mais kooku xam nga ni ko amul kàddu munoo toog di wax ak moom ka ngay waxal nga mën a toog di dialogue ak moom mooy koo xam ne am na kàddu ci li muy wax mais bu amul kàddu mënoo dialogue ak moom loolu moom mooy wax ji Macky Sall ñun dañ ko reconnaître comme président même bu nekkee Sénégal du suñu président ñun mën na def nag lu ko neex waa conseil constitutionnel nommé nañ ko comme président def na serment def te damaara lu ko neex moom la intéressé ñu intéressé wuñu mais ñu moom leen Macky Sall waxuñu ko lu moom mu pare rek dajale ay bagaasam fas yéene ñëw abal ba ci réforme mi lay wax nga may ma foofu man leeral ci tuuti xam nga am na peut-être lu nit ñi yëg ak lu nit ñi yëgul xam nga ñu ngi naan day éliminer le poste de premier ministre léegi ci biir modification yi muy yóbbu assemblée nationale dafa wax ni aussi assemblée nationale mënutu ñëw censurer le gouvernement amatuñ boobu prérogative moom ci lu déglul fii ak ba le 4 ba ñuy génne ko ba teg si barka lu leer laa lay wax ban waxatub lu leer laa lay wax bi ci gën a dangereux ñu di ko nëbb comme ni mu defoon ci référendum bi muy article 52 bi xam nga def ni président de la république mënutu la dissoudre assemblée nationale sauf mu am crise au niveau des institutions comme lu mel ni assemblée ak présidence mu daal di tas assemblée nationale kon dafa dindi lii ruuxal fii ci suuf dafa yor ñaari paaka benn bi nga xamante ni nii da koy rayee fii ak bi muy feese benn bi mooy moom nee na mënutul dissoudre assemblée nationale mais heure bu amee crise institutionnelle mën na ko dissoudre kon moom mën na créer crise institutionnelle heure bu ko neexee assemblée pour parce que xam na ni ñi ngi jëmee élection 2022 tey bu opposition bi gagné assemblée nationale bu ñu gagné assemblée nationale yóbbu ko cohabitation xam na ni pour mu jàllal fu mu liggéey dana saf sàpp ci moom ndax xëy na peut-être bu fi ñu mën a yóbbu sax mu def ko léegi mënatuma dissoudre assemblée nationale loolu koy doy na ci góorgóorlu déedéet séparation de pouvoir amul non parce que kon mais na ne rek mënutuma dissoudre assemblée nationale mais bu mu ci wut waxtaan bi neex na mais temps ba jeex fu mu nekk nii xaaral rek non il faut ñu leeral loolu ci nit ñi bu ba Macky Sall bañ a yóbbu xelu nit ñi xam ni li muy wax gëmu ci dara moom boppam lay préparer mandat 4 ans ba buy dem du am benn problème te loolu mënut a nekk lu mu fi teg nit ñi dinañ ko wax gis nga article 52 boobu nit ñëpp dinañ ko wax te dañuy lancer message sénégalais yi xam naa ni bari nañ ko déglu xale yi nga xam ne dañoo jóg pour taxaw def face ak Macky Sall ci affaire révision constitutionnelle bi mu nar a def nañu jàkkaarloo ak Macky Sall parce que Macky Sall moo fi defoon changement référendum bi le 23 mai astafurlah 23 septembre 2016 ni dañuy def référendum tëj référendum constitution bi kenn dutu ko mën a laal kenn dutu ko mën a def dara te seetlu nañ Macky Sall boobu léegi ci jalgati ci constitution bi la nekk bii nag nga xam da ko war na yóbbu référendum nit ñi voté ko ndax moom moo ne woon jeex na kenn dutu laal constitution bi comme wax na ko waqeet ko teg ci indiwaat ay modification ci constitution bi da ko yóbbu référendum nit ñi voté ko defu ko lii ñoom Babacar Diop di demandé ak les de l'opposition ne ñëpp jóg cette fois ci taxaw nag ne Macky Sall alt ndax dafa doy réew mi ni mu ko bëgg a yore ci dictature du continuer ñun nag li may wax sénégalais daal xam naa ne ñàkk lu ñu def yàlla lu tax vraiment lu ñu war a mérito Macky Sall kooku man ba tey nañu tàggoo sénégalais parce que yow moom fu mu nekk moom suñu waxtaan moom du jeex jamais fu mu nekk xam naa ne di ko ñëwaat am na loo xam ne dañ koy vérifier te incha allah di ko vérifier ko li ma la kañ vérifier ko 1 milliard 800 tamit boo ñëwaat tim ngay dama ne Khalifa lam ca wax lañ ca war a wax lañ ca leeral nañ ko lañ ca war a leeral nañ ko dañ Khalifa Sall lam ca war a leeral na ko ni bëccëg xam nañ ni pourtant mi ngi dugal rabat d'arrêt comme mimu dama ne mi ngi dugal xam nga mi ngi dugal rabat d'arrêt déglu non dama lay wax li tax man la lii du lenn du affaire politique moo ci intéressé Macky Sall parce que tey ba léegi waxuñu ci tey avril bi waroon nañ cee wax joxe ci réponse mais defuñu ko waxatuñ sax lu ci jëm parce que intéressé tu leen parce que jëmatuñ ci ay élection mais gis nga Macky Sall lii mu def bu defee ne dana ko def mu dem day nax bopp bay boo nag lu ko neex mu def mais loo gis dana am fu mu yem bokk ñu tàggoo moo fu mu nekk nii xam naa moom suñu wax moom waaw fu mu nekk nii waaw abi looy tàggoo mbokk yoo xam ne ñu ngi sànni li may wax daal xanaa di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax sénégalais yi ni nit ñi taxaw comme ni ñu taxee woon xëy na élection locale yi du nekk fii ci diaspora bi Sénégal lañ ko def waaye nag waa diaspora bi am nañ ci part de responsabilité mën nañoo wax seeni mbokk yi nekk Sénégal ñu fexe maire ya fa nekk opposition bi yëpp dama leen di lancer un appel ñoom ñëpp nañu àndandoo def bloc contre Macky Sall ba maire yi mu ñàkk ko te suñ ko defee Macky Sall ñàkk maire yi loolu mooy li nga xam ne moom moo ëpp solo ku nekk na fàtte sa intérêt parti
fàtte sa intérêt personnel ñu xool intérêt Sénégal njëriñu réew mi li fi des su ko néew ci maire yi ñu àndandoo ensemble gagné ndoo maire yi te ndax maire yi lu difficile lay doon na ngeen xam ni dafay am parrainage comme ni élection présidentielle yi amee dafa am parrainage te foofu la pagaay bi di gën a bare ndaxte boo amee 2% déjà da ngay am sa liste te suñu taxawul Macky Sall ni mu seggeewoon nit ñi ci élection présidentielle yi noonu lay seggeewaat nit ñi ci élection locale yi donc nañu jël seeni responsabilité jéem a organiser wu léegi ànd na nekk benn def face contre Macky Sall dégg naa nag premier ministre de l'intérieur nee na élection yi kenn du ko renvoyé à date échue lañ koy def waaw dama ci lañ koy def kon na nit ñi jàpp rek nii fekk gisuñu renvoi bi que ni le 1er décembre élection yi di am bi ci des may gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax opposition bi daal nañ leen gën a góorgóorlu gën a àndandoo bokk ndey bokk bàyyi joxante loxo pour l'intérêt du Sénégal ñu defar réew mi bi ci des it may wax xalifis yi ni ñu taxawee nii nu gën a góorgóorlu gën a jàppante gën a continuer liggéey bi ndax dafa am solo actuellement nag ñi ngi waxtaan xool nan la ñuy structurer le mouvement xam naa ne buñ ci yeggee bu soobee yàlla le dernier mot revient au président Khalifa Sall moom du ñàkk li mu ciy wax dina ko ci wax parce que ñi ngi taxaw di ci liggéey ñu gën a góorgóorlu di encourager ñëpp di féliciter ñëpp liggéey bi nag metti na méttiwul ndax comme nit ki loo gëm rek dina oyof ci yow dina yomb ci yow kon ma leen di wax ni bu ñu kenn divertir ci yenn yi bu ñu kenn yóbbu ci yenn yi ñun nañu continuer woon di massifier suñu mouvement nañ leen ci continuer di ci massifier wu ba li suñu yéene ci Khalifa Sall yàlla yeggale ko loolu daal lañ ci am sinon di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm aussi suñu collaborateurs yi surtout ñi nga xam ne ñu ngi Bergamo ñu ànd ak ñoom di liggéey les xalifis de Bergamo ñëpp du ma surtout ndax soo tuddee fàtte ndax wax dëgg yàlla macha allah fa tabarakallah mais su ma ci waxee Abdou Ndiaye wax ci Grand Ndiaye ñoom ñi fi nekk rek wax naa ñëpp ñoom Alassane Diagne ñoom Mor Samba jatu ñoom ak Oumy Niang ak Aram Niang vraiment bëgguma su ma limee juum ñoom ñëpp ñu gën a continuer ñu àndandoo bokk bàyyi continuer liggéey te xam ni yàlla dinañu may ndam ci li ñu jëm di gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di ñaan yàlla rek yàlla nañu yàlla defal jàmm ci suñu réew ma def fa sutura def fa naataange te yàlla dimbali ñu defal ñu jàmm ba fitna bi nga xamante ni yàlla teg nañ ko muy Macky Sall yàlla tàqale ñu ak moom ci jàmm ak salaam Sénégal nàkk ci jàmm naataat ñu àndandoo dem ci jàmm ak salaam élection 2024 fal Khalifa Sall ci jàmm ak salaam loolu daal lañu amoon di tàggatoo di gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di nuyu aussi ñi nga xam ne ñoo fa àndandoo liggéey ci opposition bi yëpp muy Manko Folli Macky su ma ko waxee Dioum ñoom Tafa Seck ñoom ñëpp ñu ngi fii ci émission bi di leen ñumit ñoom it di passage di leen ziar di leen waxee nam nañ nga xam naa ne du yàgg dara nañu gisante suñuy réunion le 11 bi incha allahu rabbi Malick mbégte la ñu amoon foofu nekk nii kontaan daje di lay gërëm yéen it yow ko baa di la nuyu di la gërëm di la sant xam naa ne ca waxal nga ba sonn yow ak Malick Sakho waaye ñu ngi leen di nuyu di leen sant vraiment yéen ngeen di def liggéey bu am solo ak ñoom Augustin di ñaan yàlla seen liggéey bi yàlla na ko yàlla barkeel ba yàlla def leen ngeen am ay chaîne de télévision yu bare bari ba raw bu Youssou Ndour ndax yéen ñaruñu réew mi ngeen ndax presse yu libre yi la ñu soxla waaye nag lépp dina jeex incha allahu rabbi buñ ci yàlla àndee ñu defaraat Sénégal rek ñun ñëpp ndax ñoo ko bokk. abi kontaan nañu mbégte la ñu am dalal la suñu émission bi di la sant di la gërëm waxtaan bi neex na débat bi neex na mais xam naa prochainement da ngay changer yëre bi rek parce que moom bii yëre kañ tey laa koy noppee sol Mari xam naa moom kii kañ tey lay mujjee dugg sama yaram Elage yëre bi moom xam naa après dama koy jëli kooku amul benn problème dama la ko indil ba sa kër xanaa Elage man kañ lépp lu laal marron beige doy na sëkk xanaa Elage ma nit ma am mbégte rek vraiment seq ak yow plateau bi surtout seq koog nag suñu jigéen mi Abi Diagne bi ma la ne moom la ñu war a recevoir kontaan lool li nga doon projection yi nga doon def yëpp am na vraiment xam-xam génn na fii fulla génn na fii jom génn na fi donc ñu koy gërëm moom tamit di ko sant di gërëm téléspectateurs yi nga xam ne à chaque fois ñoo ngi teewlu Diaspora Vision rawatina seen émission Grand Place di leen jox di daje rek beneen émission ak beneen invité incha allah jërë ngeen jëf merci